en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Excaf Evans, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Excaf Evans, l'assurance d'un événement réussi. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Le signal de la télévision numérique terrestre TNT est uniquement accessible aux décodeurs homologués par l'État du Sénégal et estampillés TNT by Excaf. Ces décodeurs doivent faire l'objet d'une identification préalable au niveau de l'opérateur de diffusion Excaf Télécom. Ces décodeurs reçoivent parfaitement et gratuitement toutes les chaînes de télévision sénégalaises. La vente ou l'utilisation de tout autre décodeur est formellement interdite au Sénégal, conformément à l'arrêté ministériel numéro 02-0904 du 10 novembre 2015. Les usagers sont invités à se rapprocher des services du groupe Excaf Télécom ou de ses partenaires agréés pour se procurer le décodeur homologué, de même que la carte et se faire identifier, afin de profiter pleinement du plaisir de regarder la télévision en qualité numérique. Vous voulez de la visibilité, valoriser vos produits ou même promouvoir vos événements. Profitez de la promotion exceptionnelle sur la DTV. Et oui, pour un spot acheté ou offert. Maneli Nerne, Badjegi Dayo. Kon yen ni bëgg fësal seeni produit. Gaaw leen gaaw, profito ci promotion Noël ak fin d'année bi. Service commercial 76 644 50 50 ou le 76 644 50 58. Ak DTV, dundu leen fin d'année bu neex te xewale. Vous n'êtes pas encore abonné à la TNT. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Pikini Production DTV ñoo lëkkaloo ngir andil leen film bu bees bu tudd Bés. Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. du yow lañ tuddee doom ji. histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. Impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Mais ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Tu ne me fais pas peur, grand-mère. T'es vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça?
TNT ba léegi xamagoo sax li lay raw. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala aduna digee ni dang fi sax wallahi nax nga sa bopp aduna kenn fi sax Allahu akbar alhamdulillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله كاشف الغمة وصلاته وسلامه على شفيع الأمة وعلى آله وصحبه الأئمة ومن تبعهم بإحسان واسترشد برشدهم إلى يوم القيامة مشاهدي ومشاهدات دي تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñi baaxoo di seetaan DTV rawatina seen jotaayu waxtaan ndénkaane ñu ngi leen di nuyu bu baax fi leen daan nuyoo di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla nañu yàlla boole jéggal di nuyu kilifa diine yi kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy saytu réew mi di leen wàcce seen wàccuwaay di ziyaare mbokk yi bu baax a baax di leen jaajëfal di rafetlu taxawaay bi rawatina topp gi ngeen ñuy topp itam macha allah xam naa comme niñ ko baaxoo di def rek ñu ngi jégalu bu baax a baax mbokk yi di ñaan yàlla defal leen tawfiix defal ñu ko tey jii dañu fee wuutu mbokk yi nga xam ne ñoo fi daan toog ndax nekkaat ci ay liggéey tabarkàlla di ñaan yàlla dellusiwaat leen yi dellusiwaat taxaw seen taxawaay incha allah comme niñ ko baaxoo di def rek ndénkaane jamono yu nekk dañuy ñëw si ay thème waaye balaa ñu ñëw si thème yi faaw ñu pàttaliku ñi nga xam ne yàlla daf leen teg ay tolof-tolof ba nekk si bërëbu yarukaay yi ñenn ñi nga xam ne yàlla daf leen a nattu ba nekk si bërëbu fajukaay yi ak ñenn ñi nga xam ne sax ñi ngi wër di kër yi ngir am lu ñu yóbbu seen kër yàlla na yàlla yombal lépp yàlla na yàlla woyfal yépp kon xam naa ñi ngi ànd ak ñi daan ànd ak si jotaay bi ñi ngi ànd ak Laay Pay mi nga xam ne moom moo dem Europe wër ko ba mu daj tabaarkàlla macha allah deltuwaat ñëw fii di ñu nuyu di ñu reetaan ñi ngi nuyu itam suñu mbokk soxna Roqee madame Ngom incha allah comme ni ko Oustaz Makhtar di waxee waaye itam di nuyu ki nga xam ne moom mooy suñu yaay tabaarkàlla macha allah di mama Thiam nga xam ne moom tabaarkàlla waaw démb am na fu mu demoon xëy na dañ si ñëw incha allah kon xam naa ñi ngi fii tey fas yéene ànd ak yéen jotaay bi nag xam naa balaa ñuy yàgg rek dañuy dem seeti Modou Mbacké mu ñëw ak ñun ci yi nga xam ne moom moo gën a fes si yéenekaay yi ak yëglekaay yi Modou Mbacké asalaamaaleykum. yaa Oustaz. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal jàmm. amiin yàlla na ko bokk. xam naa tey dañuy bàyyi Oustaz Makhtar ak baati kiyam yooyu kon dañuy ñëw directement rek. ci revue de presse bi Modou Mbacké. waaw wax ñu tey lan moo gën a fes. li gën a fes bokk na ca ni élection présidentielle yi ñu dëgmal Le Quotidien xëy wàlla gune mel yëglekaay bi nee na fi mu toll nii conseil constitutionnel moom daanaka nëx ak nux lañ fa nemmeeku démb bu xante tegante yu dënn ba ay cropagne jot na faa naaw diggante ñenn benn bokk yaakaar waaye itam lu mel ni que opposition bi yëglekaay bi xëy wàlla gune mel mu naan fi mu toll nii tembe élection yi lii mooy findil ni kon tàng ci la nar a jëm ndax dépôt liste yi dong xëccooga tax na El Hadji Malick Gakou daal di xotti tafet liste ban fa tegoon lu ni mel moo tax police da ko daal di nguufaan bala ñu koy bàyyi def na waxtu yoo xam te ne bi dañ koo téye ndi woon léegi ko jaax ci wàllu guni mel moom it ñëw na nee na lu jëm ci mbirum daal dépôt liste yi ak mbirum parrainage bi tax na ba coow ak nux ti faarantey saaga ci seen diggante yëglekaay bi ni ñaawati na lool Mimi Touré ji boppam sax daanaka lan wax ni moo daal di jaxase carte gi ndax moo yeex a ñëw ba noppi bëgg a jiitu El Hadji Malick Gakou lankandaare ñu ni sax dina ko faa malmené maanaam ay nit yu ànd ak benn bokk yaakaar ñoo ko fa caxat-caxatee moom El Hadji Malick Gakou ba jot na caa am yenn ci ay gaañu-gaañu Tribune jaax ci wàllu guni mel moom nee na ginnaaw coow la ca kanamu ëttu attekaay bu kawe bi Madické Niang moom jot naa for li nga xam moo doon lang ndax bari na ay candidat yoo xam te ni bii mënuñoo am parrainage bu mat moo tax dem na langaamu ca moom jege na juróom jàpp juróom-ñaar ci ay candidat yoo xam te ni bii dem na langaamu ca maire Madické Niang ñooñu bokk na ca Ngouda Fall Kane Madické Niang nag moom nee na fi ñu toll ni mooy solution bi kon na gaa yi ñëw ànd ak moom ngir nag ñu mën a sempi
Macky bu àggee élection présidentielle 2019 source a Mohamed Diakh ci wàllu guni mel yëglekaay bi nee na fi ñu toll ni coow li jeexagul ndax ma ngay tàmbalee tàng ay kurpañ ma nga tàmbalee jóg waaye lu mën di xew fekk na opposition ñoom ña nga nekkoon ci waxtaan ci seen biir ëngëmloo waxtaan gi nag nga xeetu ndëpp la woon gu yaatu ngir mën a xool pexe ci mbir yi ndax am na ay parti yu amul daanaka parrainage bu mat bokk na ca ki fi nekkoon premier ministre Abdoul Mbaye moom daanaka 15 000 signatures dong la am lu mel moo tax mi ngi doon sàkku yenn parti yi am ñu bari ci ay ñu dimbali ñeneen ñi ban mën a mottaliku waaye nag coow la ak bañ daal la leen gis ci wàllu guni mel ay naataangoom nangu wunu yekkal ma gi mu bëggoon moom Abdoul Mbaye Vox Pop moom itam jaax ci wàllu guni mel yëgle kaay bi nee na fi mu toll nii kay coow lu jeexagul ndax Malick Gakou ban ko tegee loxo ba bàyyi ko teewul Khalifa Sall moom daanaka bu deful ndànk candidature am sax déposé na ko ba noppi ca mi ngi laaj lu jëm ci ak ndimbal ci yenn candidat yi nga xam te ne bi mën ñoo dem yónne kaay bi xëy na ko laastam xëy Khalifa Sall moomee ndax nee na Khalifa Sall ci boppam de daañu ko àtte bu nu àggee ci 20 décembre gi incha allah ca kanam mu Cour suprême bu Ndakaaru Khalifa ndax kon dana mën a doon candidat wala déet yëglekaay baa ngi koy toppandi ba ci kanam beneen yéenekaay enquête moom itam xëyee na Sidy Lamine Niass mi nga xam te ni bi ba mu génnee àdduna ak léegi président Macky Sall mi ngi doon soog a jaale jim dem na ca kër njaboot ga fekk na fa doom yàq magam Ahmed Khalifa Niass lu ni mel président Sall yëkkati fa kopparu 20 millions francs CFA ni jaxal waaye yëmu ca ma ngay defal njaboot gi waaye itam ma ngay defal ñi nekk ay liggéeykat ca groupe bi nga xamoo di Walf Quotidien yónnekaay bi yëmu ca moom bi nga xam mooy enquête ñëwaat na ci coow li nga xam te ni moo soxal mbirum rek lu jëm ci politique baak doxin wa nux nga nemmiku démb ñu ni kat gàcce amati na ci biir réew mi déposé ay liste donc ay kurpañ delluwaat ñaaw day wane waat ni daal lu ñaaw amati na ndax ay kurpañ mën naa bañ a jóg ci déposé rek bu lépp tegoon ci yoon sunu lamb dañ koy jeexalen lamb ji ñëwaat na ci combat Modou Lo Balla Gaye 2 yëglekaay bi ne dàq nañu ko ñu ngi ko jàppoon 1er janvier ci effet nga xam mooy arène nationale waaye nag dàq nañu ko ba fukki fan ak ñett janvier la war doon incha allah yëglekaay bi ni dafa mel ni daal combat Modou Lo ak Balla Gaye 2 saa suñ ko jàppee rek mu am ay nux yu mu àndal ak ay xajam-xajam oustaz Birame Bassine Diop. waaw Modou Mbacké Malick Gakou de dafa mel ni dafa fay bor. ndax bu ñu fàttali ko tonton yaay caama. waaw defoon na xawoon na def lu niroog loolu de. ah bon. waaw amoon na bu mu bëggoon a voté ñu ne ko doo voté mu ñëw forcé loolu ay jamono. waaw nañu ko. waaw loolu mooy dafa mel ni Malick Gakou démb loolu la defaat. loolu mooy ba mu nekkee je pense ministre de l'intérieur loon boobu Macky Sall mi tey defoon na ko Fatick. waaw ñu ne ko daal doo mën a voté ndax sa carte d'identité nangam daal di forcé barrage voté waaye Malick Gakou démb li mu doon jooytu mooy. Mimi Touré. mandataire Benno Bokk Yaakaar. moom daal dafa gis ni Mimi moo mujj ñëw ba noppi bëgg a njëkk a dugg mu gis ni doxal liste bi dëppoo ak yoon loolu doon bañ ndax bañkat la lay nuru mu ne nag loolu du ko nangu moo tax mu daal di defante foofu nag. waaye li ñuy wax tamit Benno Bokk Yaakaar duñ ko ca bàyyi noonu daanaka ay kurpañ la mujjee mu doon lu ñaaw mu doon lu ñaaw ci Sénégal. ndax mbiru Khalifa Sall itam wax nañ ci Khalifa moom dafa mel ni mbir mi. duñ ko bàyyi bu ñuy dem bañ yaakaar ni jeex na rek ñi tuddaat ko. ndax dañ ko bëgg a pousse ba mu sës pour du mën a ñëw wala c'est sûr que ne Khalifa du mën a bokk. waaw fi mu toll nii dara leeragul. parce que fi mu toll la xam nga Sénégal dafa ami attekaay yoo xam bu ñu la attee ba noppi day amaat ay bànqaas yu ko féete kaw nga mën caa dem loolu moo tax donte xaw naa yeex nag ndax tey ñu ngi jëm fi nga xam mooy Cour suprême bu Ndakaaru foofu nag bu ñu fa yeggee foofu mooy cassation ndax dañoo gis dañ koo atte daan ko mu ni non lii ànduma ci waaye lu ma di xew daal mooy ba fi mu toll nii juriste yi nee ñu Khalifa du ma doon candidat ndax bu fekkente ni condamnation bi dëggal nañu ko day am li nga xam mooy casier boo xamante ni bi dafay xaw a am ay tâches yoo xam moo ci nekk waaye lu ma di xew daal jàpp nañ ni fi ni nii bëri bu keeg mbaam la maanaam pënd bi bari na lu def waxu lu ay jël mën naa génne fu ne li ñuy wax naan wëree wa dem na këng waaw lamb ji Modou Lo ak Balla Gaye itam wax dëgg fës na si yéenekaay yi yëglekaay yi tey ji waaw fes na ci lool ndax sunu làmb xëy na ci wàllu gu mel noonu waaye li mu wax mooy Modou Lo mi ngi préparé wu Balla Gaye 2 mi ngi préparé wu waaye xam nga itam li ñuy wax maanaam CNG moo amoon ay problème ba làmb ji yeexoon taxaw léegi moo tax bi CNG lijjantikoo tamit date bi ñu jàppoon 1er janvier xat na lool ngir mën a taxawal làmb ju ni mel ndax déjà même arène nationale bi am na problème bu promoteur yi daal di souligner ñu ni loolu dem fa di bëree du mën a nekk il faut ñu waxtaanee wàllu gu ni mel du ñàkk loolu moo waral dàq bi ndax gis na ni mbër yi moom ñu ngi préparé ñoo noppi nañu waaye diggante CNG ak promoteur bi ak arène nationale foofu la problème bi nekk jamono ji tembe Modou Mbacké xam naa kon ñu jaajëfal la rek bàyyi nga dem
def yëfu Oustaz Makhtar Sarr nga dem kii incha allah. waaw ñu dem kii. baax na ba bu noppee da koo kiyal noonu. incha allah tabarakallah macha allah. jërëjëf Modou Mbacke moom saa yu nekk moom mooy ñëw ak ñun ci yéenekaay yi macha allah di ko ñaanal yàlla na yàlla sàmm ko. Laye Paye ñu bàyyi la nga nuyoo nga ñëw itam si nga xam ne moom mooy revue de presse bi Modou Mbacke def sànq. di la nuyu oustaz Birama di nuyu Mère Thiama di nuyu Soxna Roxaya di nuyu téléspectateurs yi di am mbégte ak kontaan dellu si waat si plateau bi ni ñu koy faral di defee mais bu ñu tolloo si nuyoo dañuy nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy population sénégalaise yi nga xam ne dañuy nekk si diaspora bi nga xam ne tout le temps dañuy suivre lépp loo xam ne ay émission la lépp loo xam ne DTV daf koy tegal ñu ñuy woo di ñu suivre donc ñoom aussi dañ leen di remercier di wax ni ñu koy waxee tout le temps baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fas yéene jaale période bii ñu nga xam ne ñi ngi wax képp koo xam ne yaa ngi nekk si naqar te xam ne àdduna neex ak bànneex ñoo ànd donc bànneex ak naqar ñoo ànd am na ñoo xam dañ nekk si dëj ñi nekk si lalu hôpitaux yi ñu leen di ziar di leen di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak pour ñëw rek si revue de presse bi gis nañ ne arène bu mag bi moo tëgg muy langue politique bi démb ba tey ñu ngi koy wax fii nag ñu toll ci phase finale bi parce que bu dee dañuy déposer li nga xam ne moom mooy liste yi démb ñu gis ne ki nga xam ne moom mooy Malick Gakou am na problème ak waa mouvance présidentielle bi rawatina ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré nga xam ne moom moo nekk envoyé spécial bu président de la République moom tey moo leen représenté woon di wax ne rek coow politique yàgg naa am lii nii c'est pas la première fois mu am dëgg la naam suñuy at bëriwul mais gis nañ ne à chaque fois que élection di am surtout bu dee ay déposer liste la wala ay caution ak consigne foofu noonu tout le temps day faral di am problème. laay dafa mel ni nag waa Géejawaay dañoo xaw a pànk ndax Malick Gakou est-ce que nekkul ne jikko Géejawaay moo feeñ démb wala dañ koo tooñ. non man gis naa si benn vidéo kurfañ bu xaw a kii la dóoraate démb. c'est pas étonnant man boog vraiment dire vraiment ça ne m'étonne pas li tax ça ne m'étonne pas les politiques tout le temps ñoom moo tax dama naan arène bi mënoon nañ ko def arène bu mag bi mooy làmb politique bi si samay début propos parce que boo xoolee gis nañ assemblée Rokhaya récemment li fa xewoon mu nekk ay dóorante donc ñoom politique yi yaakaar naa ne mënatuñu réunir autour d'une table yaakaar nañ ne combat de force la ba ay dóorante di si jóg bu njëkkoon wax bu ñaaw la léegi nag bu ñu demee ba dóorante di si am ça veut dire que c'est vraiment déplorable mooy muy lu ñuy ñaawlu mais di wax ne nag instant bi nii problème mu parrainage bi jàll na problème mu élection yi on a beau dire mais li si des mooy nañu wax campagne nañu dugg si campagne bi ñu wax programme parce que fu mu toll nii sénégalais yi li ñu soxla mooy campagne koo xam daf leen di proposer que ce soit du niveau du gouvernement ñu proposer parce que ñoom seen campagne si bilan lay nekk ñu jox ñu bilan boo xam ne vraiment nit ñi dinañ leen mën a wóolu mais aussi ñi nga xam ne du côté de l'opposition ñu indil ñu des projets yoo xam ne tey jii nii téléspectateurs yi dinañ si plutôt population bi dina si mën a gis boppam pour ñëw si problème mu arène bi muy nekk lamb ji nga xam ne dafa war a nekk entre Modou Lo ak Balla Gaye lamb ju bëri coow la boobu tamit parce que lamb ji depuis ñu gis si début bi ba tey mi ngi am ay problème dina am ndax du am yàlla rek moo xam parce que man ba tey balaa maa gëm ne lamb ji dina am parce que fu mu toll nii 2 semaines lañ ko pousse le premier la waroon nekk ñu yóbbu ko le 13 te ñi ngi wax problème mu CNG ñi ngi wax problème mu stade donc yooyu yëpp dafa nekk ay problème yu bëri yoo xam dafay tourné wu si biir arène bi mais tamit dafa date bi ñu ko xool bi ñu ko jàpp est-ce que xool nañ date bi parce que bu dee le 13 janvier lañ jàpp ne si la war a am le 13 janvier Rokhaya xam nga ne dañuy presque nekk si campagne électorale donc problème mu sécurité dafay am problème mu disponibilité dafay am yooyu yëpp daf siy joué donc du ñu ne du am mais xam naa ne moom bu dee date bi ñu ko jëkkoon def amul ragal naa ne buy am après élection yi lay doon. ndax dafay tombeek ouverture campagne bi. waaw dafay tombeek ouverture campagne bi te tamit boo xoolee arène bi dañ ko bëgg a inaugurer waale fu mu nekk gis nañ ne fu mu toll nii après dépôt yi liste yi nit ñi dañuy dugg si pré-campagne bu ñu commencé dañuy commencé battre campagne problème mu sécurité day am problème mu disponibilité dafay am te ku wax campagne wax ne état dafay déployer ay moyens yu bëri mu nekk moyen logistique mais moyen aussi de sécurité parce que candidat bu si nekk officiel dina am équipe bu koy accompagner lamb aussi dina am équipe bu koy accompagner réew mi aussi fu nekk war na am sécurité parce que élection moo demee noonu même bu dee ñun macha allah si wàllum élection yàgg nañ si def ay jéego mais élection moo ànd ak dépense moo ànd ak sécurité kon loolu moom dañuy bàyyi rek xool lan la ñuy àdduna bi di jox. bàyyi xool lan la ñuy àdduna bi di jox madame Ngom soxna Rokhaya. yes sir. ñu bàyyi la nga nuyoo te ñëw si. ziar naa la lu bare bari di la nuyuwaat di nuyu yaay booy Mère Thiama
nuyu Lay Pay mi dem ba Europe comme ni nga ko waxee sànq te indaale wu Sëriñ Thiam nuyu mbokk yi safoo ndénkaane di ko suivre ci DTV ci waxtu wi lii Modou Mbacké wax nag yaakaar naa ne démb ak tey ñëpp réew mi yëpp moom la ñu yeewoo mu nekk benn ponk ci yéenekaay yi lan moo ko waral élection yi ñu dëgmal mooy ay di njàmbat jamono ji mais yaakaar naa ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy représenté wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo aspiré suba daal di jiite réew mi ñu ngi xaar si ñoom beneen image bu dul bii ndax xale yi nga xamante ne sax dañuy jël seen goûter yaakaar naa dañuy def rang bu jub ñoom ñëpp kenn ku ñëw ñu jox la sa goûter nga dem kon ay ponkal ay magum jëmm bu ñu fekkee ne pour rang rek ñu war a mën a kenn ku si nekk jël sa temps déposer sa papier yaakaar naa ne warul woon a indi boucan bi nga xamante ne moom moo fa am démb ba ñu gis ci ay dóorante ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy rek ay kilifa rafetluwuñu ko te tamit rafetluwul li nga xamante ne moom mooy image du Sénégal. waaw est-ce que tooñuñ ko aussi roqee ndax non quel que soit alpha ak ku mënti tooñ. ndax mu ñëw fekk nit ñi rang nga ñëw bëgg a brûler état bi aussi est-ce que loolu du indi jafe-jafe. waa xam nga rek bu fekk xam nga fitna waruñu ko teel a yëkkati. ñoom ñëpp ay responsable lañu. kenn ku si nekk li Mimi Touré bëggal président Macky Sall moom la Malick Gakou bëggal boppam moom la Idrissa Seck bëggal boppam moom la Cheikh El Hadji Issa Sall bëggal boppam kon ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne dañoo war a laaj réew mi ñoom bu ñu wanewul la bon exemple kan moo ko war a mën a wane Mimi Touré ñëw na fi tey jii bu fekkoon ne sax dafa ñëw fekk ñëpp rang mu ñëw moom kese ci Sénégal ak teraanga Sénégal ak ni ñu ko xamee ci góor ak élégance am mënoon nañu ko comme que fii yow kese yaa fi jigéen jiitul mais xëj na tamit amaana bu ku nekk wane sa jikko daal di feeñ. waaye daal moom bi mu ñëwee dafa waroon non xam nga fi mu toll nii mënuñu ne peut-être version yëpp déglu nañ ko. Gakou nee na moo fa jiitu Mimi nee na moo fa jiitu. teg nañu benn liste Gakou xotti na ko mu doon acte boo xamante ne bu fekkee ne noonu la amee tamit rafetul ci ki nga xamante ne dafa bëgg a jiite am réew. donc ba tey jii ci suba coow li mu nga fa woon yaa jiitu woo mais quel que soit alpha lu ci mënti am. nañu xam ne ñoom dañoo bëgg a diriger réew mi te réew mi 15 millions de sénégalais ñoom ñoo fi nekk jikko ji nga xamante ne moom la ñu commencé gis ci Sénégal nekkul image du Sénégal barki démb assemblée woon les représentants du peuple ñoom ñoo fa nekkoon di dóorante tey ñu ñëw ñi nga xamante ne ñoo bëgg a jiite réew mi ñoo fi nekk di dóorante lii day wane ne présidentielles yi buñ ci bàyyiwul xel Sénégal mën li nga xamante ne moo am ci yeneen réew yi jomb ko xam nga parfois dañuy far di bàkku naan Sénégal réew mag ñu baax ñi fi tëdd mag ñu baax ñi fi mais fitna buy ñëw du xool mag ñu baax ñooñ te lii di raam bu ñu ko seetaanee si ñag bi la jëm soxna Rokhaya jërëjëf yaay booy ana tonton ñu bàyyi la nga nuyoo dafa mel ni démb yàgg nga pare moo fa nga fanaan lañu wax xaw ma wala deuxième fois macha allah kon yaay bi mais c'était pas ici hein c'était une salle dañ meew ñu ba ay 2 heures du matin. tonton mu kon il y a Touba TV il y a des Touba TV j'étais là-bas ici aussi je suis venu ici une fois. mais je crois que mu yaroo ak ni mu dale ak ni mu c'est une grande salle comme ça doomu aadama xam nga man li am démb fii ci affaire yu xam nga Gakou parrainage nga Gakou suñu doom la ci ñun xam nga ndeysaan Malick Gakou ak Seck mu doom la ci ñun mais man façon bi muy doxale man xaw ma ko woon ci moom xam nga politicien dañ lay dugal naa ni yow la gis nga moom xale bu yaru la woon man lii mu def dee biñu ne ma Gakou la ma ko xoolee ak vestam ni mu mel xale bu yaru la woon xale bu yaru la woon non dama xam nga politique daf lay soppi daal te gis nga fii rek la yem gis nga sa jikko bu ko dara chaay parce que moom doomu ñooñu bu baax la ndeysaan muy doom ci ñun bokk suñu askan xam nga kon am na loo xam ne bu ko sa mbokk defee rek daf lay xaw a laal mais même loo dëkk Géejawaay buñ la jox fugg boo xam day tax ngay kii borom réew mi Mimi Touré day rox wax dëgg la jigéen la même bu ñoo fekk leen daaj dugg ñoom ñoo bëgg Mimi Touré bëggul réew mi de ñoom ñëwul réew mi chaque jour histoire yi opposition nga gis ñuy xeex de ñooy def lii ñoom assemblée ñoo fay dem di semer la terreur parce que bëgg nañ rek ñu ne parti au pouvoir kañ ñoo fi nekk bëgguñu kenn def dara gis nga waxtaanu gumba gaana deru yàlla du fa rafet peut-être dangaa gis nga ni ma def mais nag ñoom la rek gis nga yi ñuy def nii après image fi lay des tey bis boo nekkoon tey président ñu ne président bi moo fi tey Malick Gakou tey yàlla mën na def mu jël réew mi ndax yàlla mooy fal njiitum réew tey bis bu nekkee njiitum réew mi gis lu mel nii keneen def ko buñ ko wax dara danaa moon defoon naa ko donc image dafa war a rafet
nit da nga war def rafet di ko wax di gis nga démb dama dem présidence ma gis Macky Sall ak Balde ñu toog may jàng rek di leen xool mënuñu sax def nii comme ay affaire yooyu nii lañ def di xool nit ñi di leen xool man nit ñi ma toog gis nga nii lu ñu dalee parce que il fallait que seen yoon ñu ànd ndax ñu dañu yaru mais gis nga boo ëppalee gis nga yii mayewul dara te Macky ma wax dëgg yàlla moo ko fi teg yàlla moo ko fi wàcc te yàlla bu mu ko wàcce nag mu am sa quatrième mandat dina wàcc nag yaay dina wàcc nag kii lu mu ko wax Macky dina wàcc nag bu mu demee jaale ji kër kii Ahmed Khalifa lu mu ko wax waaw loolu buur bu nekk da nga dégg loolu buur bu nekk da nga dégg loolu bu la yàlla tegee ci gis nga àddina bu la yàlla tegee nga am yar am tegee am dal yaay na da ngaa saalit xaw ma démb du la tonton jox waaye da nga wàcc moom dana wàcc nag man naa am deuxième mandat man naa am troisième mandat waaye wàcc moom dina ko def waaw yàlla mooy wàcce yàlla bu ko yàlla wàccee gun léegi man maa ngi ko ñaar mu toog fi rek ba ci kanam inchallah am na yar am na tegee nee naa ko tout escaf derrière toi wax naa ko même dénkaan waa escaf ñu ngi dégg ñu ngi ma leen laaj nag man leen ñëpp a nga fa maa ngi bëgg sax émission yi defe ko fële pale xam naa campagne bi moo tax xam naa ne daal bu gañee moom bu gañee premier dénkaane moom fa lañ koy defee mais temps yi toog amu jot inchallah yàlla baax na ko gunge si tournée bi kon loolu moo ne kon tënk bi si revue de presse bi xam naa ne mbokk yi bu leen toxal seen seetaan ñi dem léegi am benn élément bu ñuy déglu bu ñu ñëwee continuer waat ak yéen waxtaan bi inchallah ngi dugg si biir thème bi bismillah régie jigéen bu nekk moom boo nekk ci néegu sëy ñaan nga yàlla am fa doom wax dëgg yàlla mooy li nga xam ne bépp jigéen moom ngay mébét waaye nag bu ko yàlla dogalu ci yow it nga xam ne yàlla dogalu ko ndax man nekk naa ci néegu sëy di sëy maa ngi ci entre 7 ans ba 8 ans wax dëgg yàlla waaye nag yàlla suñu borom mi nga xam ne may maye ko ma fi bant waaye nag jafe-jafe yi mi ci dund dafa métti lool parce que des fois ñu comprendre la des fois tamit ñu bañ la comprendre dafa métti surtout boo nekkee ak sa ak famille dafa métti xëy na bu doon yow dong ak sa borom kër sax du am benn problème mais boo nekkee ak famille day métti te sa borom kër sax des fois ngeen am ay problème ndax góor gu nekk góor la ndax des fois mu digg ay wax ci mbedd mi dikk sa jabar ji amagul doom nangam ki nangam xam nga bu dikkee tamit loolu teg ko pression te loolu tamit dafa métti te xam nga ku doon may ku ne rek ku doon may sa bopp ku ne di nga am ba doyal am li la gënal waaye nag yàlla suñu borom mooy maye man nag li ma ci dund maa ngi nii di sëy awma doom wax dëgg yàlla sama jëkkër xëy na tamit comprendre na ma waaye samay goro ñu ma mënta comprendre ndax ñoom dina ñu ma koy wax des fois dina lañ may wax te man dem naa hôpital bu ne faju ba sonn ñu ne ma dara mënu laa tere am doom te ñoom li ma jaaxal seen doom faju te waxuñu ko dara seen doom nanguwut a faju nanguwut a dem hôpital nanguwut a naanu doom te waxuñu ko dara te man damaa naan doom ba sonn dem si ay sëriñ man nag li ma xamante ne moom laa du jubóo ak ñoom mooy lenn du ma yóbbu si ay buxaaba du may jox ay béjjën yi si pepa may takk loolu moom du ma ko defal doomu aadama njaay loolu nag fi lay xaw a réeroo ak ñoom ndax nag lenn li day dem ba mujj gi lay jural ak ñàkk gëm yàlla day mel ni kon yàlla suñu borom sàkkut la waaye bu xaaba yi ñoo la sàkk te yàlla suñu borom moo ma sàkk te mooy dogal sama lu mu dogal neex na waaye nag di la jox ay béjjën ngay takk jox la ay peetaam ngay takk jox la ay xaaw ngay takk di la jox ay sungu fekk reen ngay naan loolu wax dëgg yàlla moom sama dina nangu ko loolu moo ko def loolu nag ci lay xaw a amee problème parce que dañuy dem ba yow dañuy poussé sa jëkkër pour mu wut beneen jabar loolu lépp poussé sa jëkkër moomu tamit damay takk nanga mi ngi nanga waaye loolu lépp sax amul problème loolu moom yàlla rek man yàlla moo koy maye te ku mu ko may nga am ku mu ko xañit nga xam ne yàlla la ko xañ mun loolu lépp xëy na des fois mu dafa problème métti ma nga sama xol tooy sama ron nga génn waaye des fois tamit ma delloo lépp si borom xam ne yàlla rek moo dogal.
ne des fois ma delloo lépp suñu borom xam ne yàlla mooy dogal loolu bu ngeen ko déggee mbokk yi xam ne dugg nañ nag ci tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee ay bés bi ñu génn waaye dañ koy wéyal ndax thème bi am solo goo xam ne am na ko solo ñi ngi jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñi ngi seetaan waaye am nañ fi suñu gan nag suñu papa professeur Gawsu Samb nga xam ne min nañ ko lool ci télé boobu nga xam ne mooy Walfadjri di ñaanal suñu nijaay suñu papa Sidi Lamine Niass yàlla na yàlla may ko aljanna di ko jaale wax dëgg yàlla ndax foofu lañ ko miine si émission boobu tudd Petit Déj wala daan teew di fa waxtaanee si wàllu pajum cosaan professeur Gawsu Samb miin nañ ko si wàllu maanaam pajum cosaan ak ya si aju xam naa papa gannaaw bi ñu la nuyoo bàyyi la nga nuyu mbokk yi li ñu lay laaj rek mooy li nga xam ne moom mooy infertilité bi ñuy waxtaanee ñàkk am doom wala jafe-jafe am doom yan kaa nga ciy dajeel ak lan nga jàpp ne mooy cause yi papa ñu ngi lay dal bu baax nag si jotaay bi. maa ngi leen di nuyu di leen sant wàllu réew mi yëpp di jaale sénégalais yëpp ki perte bu mag bu ñu am laaj Sidi Lamine kontaan naa ki invitation moom ngeen ma def parce que thème la boo xam ne moom laay dundee bés bu nekk ay façon bu nekk gis naa ko donc boo leen ma woowee lu mel ni lii pour jéem a expliquer situation yi jéem a leeral nit yi loolu dina ma neex parce que ñu bare ñu ngi dund ci lëndëm duñu xam fu ñu war a wéeru pour am renseignement donc boo leen ma invité pour loolu dinaa ki sawar lool di leeral situation moo xam effectivement fajum cosaan surtout thème bu ngeen indi li lu mel ni infertilité dafa jafe te de bare ki dëkk bi façon bu nekk gis naa ko tas na sëy façon mu nekk mais gis naa tamit ñoo xam ne yàlla jàppat na leen ba am satisfaction ci kii li ñu gëm ci wàllu pajum cosaan bi yëpp wàllum cosaan bi mën naa commencé gis ma bopp suma mag ku nàmpa jox ma takk na jabar toog na ak moom fukki at ak juróom-ñaar 18 ans 17 ans mu door a am premier doomam amul fa mu duggul amul lu mu déggul amul lu mu deful mais lu jotul rek jotul mais bés bu mu jotee rek yàlla def kii jabar boobu bu mu amee premier doomam à 45 ans la ko am dem na ba dernier doomam à 51 ans loolu dafa nekk lu jafe ki médecine moderne ñoom sax médecine moderne dañuy wax ne jigéen bu amee 46 ans wala 45 ans dootul am doom wala bu amee doom à risque la mais moom am na ñeenti doom yoo xam ne kenn amul entre 45 ans ba 55 ans 45 ans ba 51 ans dernier doom moom 51 ans am dégg nga sama turandoo la sax góor la dégg nga te moom a sut ponkal la moo sut papam sax amul benn kii problème waaye papa lan nga jàpp ne mooy cause yi maanaam bu ñu waxee loolu xëy na am nañ ci wàllu cosaan lu ñu jàpp ne lii moom mooy waral nit ki di am jafe-jafe am doom parce que bu fekkee ne mën nañ ko saafara rek maanaam loolu solution la kon am na ay cause waaw cause yi dañu bare te nuróowuñu ñaar nit yu sëy góor ak jigéen bu ñu toogee tubaab yi ñu ne jàngkat yi borom xam-xam ñu ne normalement ki biir sëy bi bu fekkee ne ñu ngi ensemble chaque guddi ñu ngi ensemble ba mat ñaar at amuñu doom war nañu jóg seet seen bopp benn woykat Joola dafa ne couple bu amee doom amul ñett affaire moo am soit affaire waatu bi jotul soit kenn ki ñoom da feebar dégg nga soit seen deret ñoo àndul yow ñetti yooyu yëpp mun na am donc d'ailleurs ñun nit ku ñuul ñu gën a bare bu doom bi amulee au bout de 6 mois rek ñu commencé affolé. waaw léegi papa baal ma de léegi da nga wax ñett. soit góor gi dafa jotul.
waaw wala kenn si ñoom feebar na wala deret yi moo àndul waa gi ñett yooyu. waaw bu benn amee tey ñett yooyu par exemple papa nga baal ma. waaw bu fekkente ne góor gi dafa jotul lan mooy solution foofu. dañ koy faj. dañ koy faj. waaw dañ koy faj. naka faj bu wóor traditionnellement dégg nga ba parce que dama ne bu ñaar nit yi sëy góor ak jigéen bu ñuy toogee ba ñaar at amuñu doom donc am na kenn ku am wala ñoom ñaar am loolu yëpp day am ñoom ñaar ku nekk dafa mun na am feebar te xamu ko parce que am na feebar yoo xam ne dina nekki góor dégg nga du feeñ physiquement. c'est-à-dire góor gi mun na sëy normal nu mu ko neexee dégg nga mais lu muy jiw du sax dégg nga donc boo rujje sa tool ba nga def engrais yëpp ba taw ñëwee boo rujje boo jiwee graines yu ñorul am nga bu saxee tamit du mën a continuer wala du sax donc góor noonu la mel góor lu muy jiw ki jigéen bu fekkee ne nekk na jiw bu baax dina sax bu saxee nag beneen problème am na fu muy toog lu ñuy wax problème de nidation day am nidation mooy butitu jurukaay bi dégg nga bu graine boobu saxee embryon boobu saxee dafa am fu muy dem toog lu ñuy wax nidation bu fekkee ne terrain boobu defaruñu ko ba mu baax toujours des avortés toujours des rejetés souvent dañuy wax ne rab la ay yooyu la fekk déedéet terrain bi moom la ñu liggéeyul bu terrain bi bu ñu liggéey bu baax a baax a baax graine bi day jàpp day développé normalement ba mu nekk doom ba mu àgg fu mu war a àgg 9 mois donc yooyu yëpp am na mais góor yi surtout góor yi man ñu ma gis rek la plupart des cas ci góor yi la te góor yi dafa am ay feebar yu bare yu ko war a dal te du ko xam lu mel ni varicocèle boo ko déggee mooy tuyau buy conduire sperme maniw bi ak spermatozoïde wala njaan yi bu fàtte wala njaan yi duñu mën a continuer ba mu daje ak nen jigéen ji parce que wala njaan yooyu spermatozoïde yooyu ay millions lay nekk à chaque rapport bu demee ba mu daje ak ovule yi te malgré que 15 millions bu ñu laaj ci médecine moderne benn spermatozoïde rek moo am capacité di féconder nen bi bu ko pénétrer rek dégg nga bu jàppee rek mu nekk fécondation dégg nga moom tamit day dem uti fu muy toog mooy nidation bi nidation boobu bu fekkee ne boobu am na infection wala am na rëkk-rëkk foofu toujours daf koy rejeter dégg nga yooyu am na donc lu tubaab yi di def souvent dañuy opérer nit ki pour bàyyi pour tuyaux yi libre pour bàyyi spermatozoïde jàll normalement mu mun a daje ak ovule bi donc loolu benn cause la mais am na yeneen cause yoo xam ne tamit spermatozoïde yooyu dégg nga mun na gaaw dee nécrospermie dégg nga asthénospermie wala mu tayal même bu ñëwee du mun a am doole pour dem attaquer ovule bu muy wut jigéen tamit loolu dina ko dal léeg-léeg nga dégg œuf clair boo déggee œuf clair nit ki day nen. waaw papa nga may ñu kon ñu ne dafa am benn élément bu ñu bëgg a dugal. dafa am benn élément bu ñu bëgg a dugal dafa am lu xew. waaw dafa am lu xew autoroute benn accident bu am si autoroute bi la ñu wax dañ koy jël kon ñu dem fa dellusiwaat si jotaayu waxtaanu ndénkaane. Tidiane allo Tidiane. waaw Makhtar. Tidiane yaa ngi am Birama Basile Diop. waaw
waaw ñu ngi leen nuyu ñu nekk ci plateau bi foofu ñu ngi fii ci autoroute bi nga xamante moom mooy autoroute bi sur donc Dakar dem Patte d'Oie wala nga jógee Patte d'Oie jaar Mariama Niass sax la ñuy wax fa la ñu nekk nii amoon accident bu métti léegi sax la ñuy door a bàyyi circulation bi bu ngeen gisee ndox mi taa sapeur pompier yi ñoom ñoo doon raxas fii léegi parce que dafa amoon donc bu bëri bu sotteeku woon fii te ñëpp xam nañ ne huile fu mu sotteeku fu ne barakalla oto bu fa jaaree wala moto mun nañu tarxis musiba am ci donc li am ci accident bi jot nañu am écho donte waxtaanaguñu ak sapeur pompier ak police mais liñ ci mën a wax mooy car bi camion ba ngeen di seet ne ci ginnaaw moom moo percuté donc Ndiaga Ndiaye bi nga xamante ne moom laa jàkkaarlool ni Ndiaga Ndiaye percuté beneen oto ci xibaar yi ñuy jot léegi xamal nañu am na kenn ku faatu ñàkk bakkanam ci kaw loolu aussi tamit am na 16 personnes yoo xamante ne donc ñoom ñi ngi gaañu yu méttee ba waxtu yu mel donc évacué nañ leen fi nga xam ne moom mooy hôpital Grand Yoff bu CTO alors du ñàkk ñi ñuy fekk fii mën nañ leen laaj ñoom itamit seen xalaat ci mbir mi ne laataa ñu leen delloo antenne bi donc mbokk mi yow fekkee nga accident bi li fi xew. waaw man dama doon ñëw nii rek fekkee ma ko sax dama doon ñëw rek mu xaw a xat. mu ñëw ba tollu fële. embouteillage bi metti quoi ma ne garaawul damay liggéey. dama war a liggéey comme dama war a liggéey rek naa dox may dox bayam ci stock bi quoi. mais fekk naa fi ñaar ñoo xam ne moom sonn nañ trop. waaw métti nañ trop moom. waaw mais accident bi est-ce que mën nga ñu delloo si waat ci li nga xam ci lu indi accident parce que ñi naan camion bi moom moo mbëkk Ndiaga Ndiaye bi. waaw fii moom xam nga Ndiaga Ndiaye yi moom booy yi dañoo gëm foo quoi. respecté wuñ conduite bi dara xam nga rek mooy loolu. ñoom moom si liggéey teguñu ko ci yoon daal. waaw. waaw laa gis daal. waaw d'accord donc ñoo ko déggandoo nee nañu chauffeur Ndiaga Ndiaye yi daanaka chaque fois ñu dawalee ci autoroute bi nekk na dawalee jéggi dayoo ba li am amaana peut-être du ñàkk tamit moom itam am na lu mu ci bëgg yokku ci li xew tey jii mbokk mi. fekkee lu xew d'accord alors Ndiaga Ndiaye baa ngi nii ñu ngi wax ni sax Ndiaga Ndiaye mi chauffeur bi dafa jékki-jékki sax bàyyi oto bi daw dem gisuñu ko xamuñu fu mu ne mais donc nekk na loo xamante ne lu doy waar Mansour fàttali ko encore une fois donc fii ci Mariama Niass la bu ngeen xoolee suñu ginnaaw tamit buubu ba léegi nañu xool sapeur pompier ñi ngi nettoyer li nga xamante ne moom mooy autoroute bi parce que il faut que ñu yegg ci ñoom xool li tax ñuy nettoyer mooy huile bu bëri bi nga xamante ne sotteeku na fii ci autoroute bi ba nga xamante ne fa tabaarikàlla donc moto yi ak oto yi mënatuñu jàll parce que day tarxiis looloo tax fa tabaarikàlla donc ñoom ñuy raxas li nga xamante moom mooy autoroute bi pour que fa tabaarikàlla donc ñu oto yi ak moto yi mën a jàll alors dégg ngeen sirène bi beneen auto sapeur muy ambulance aussi buy ñëwaat mi nga xamante moom moo évacué woon ñi nga xamante ne ñoom ñoo accidenté donc sonnoon lool déjà ñi ngi ak Moulina, vous allez bien? C'est le sergent Bekay Sow. Sergent Bekay, vous allez bien? Mon sergent, est-ce que mën nañu xam en réalité ñaata blessé am ci accident bi? Pour l'instant, je ne peux rien dire. Il y a un chef d'opération. Bon, j'attends de le voir pour puisse expliquer ce qui se passe. Mais pour l'instant, comme je viens d'arriver, il y a un chef d'opération. D'accord. Je vais essayer de le voir. D'accord. Si possible, après, on va vous dire ce qui se passe. D'accord. Merci mon sergent chef. Alors donc dégg ngeen ko moom mu ngi door a egsi moom sergent chef Sow nee na am na chef d'opération bi nga xam ne moom moo jiite sapeur pompier yi fii ci autoroute bi nga xam ne mooy autoroute Mariama Niass ci accident bi nga xam ne am na fi mais moom itamit ñu xaar nee na mu xool la nga xamante ne moom moo fi xew en réalité mu dellu si donc fekk suñu wax ñu en réalité li am donc nag gis nañu aussi tam suñu benn mbokk alkaati moom itamit fekkee na mbir mi ndax moom moo jiite opération bi sama xarit la nag mais sama xarit la yor mutaar donc def liggéey bu am solo moom tamit fa tabarakallah est-ce que mën nga ñu wax tuuti rek par rapport ak li xam dama ñëw fekk affaire bi xam nga ñun on vient après. Tout à fait. Donc bu ma ñëwee foofu si laa fekk affaire j'ai rendu compte après on a fait les nécessaires. Mais accident bi li nga ko fekkee métti na quand même. Non, pas tellement. Il y avait que deux blessés graves. Deux blessés graves. Ouais. Mais ñi ngi naan am na kenn ku faatu. Non. Bon, je ne sais pas mais à notre niveau ici, on n'a pas vu de mort. D'accord. Mais chauffeur Ndiaga Ndiaye bi dégg naa aussi tam vous l'avez pas vu? Non, on l'a pas vu. On a demandé, on n'avait pas vu. Ok. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci mon grand. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc gis ngeen ñi ngi commencé bàyyi circulation bi mais ñu jàpp rek ne fii vraiment métti goo xamante ne wax dëgg fa neex yàlla bu métti goo xamante ne bu ngeen gisee pendant 1 heure de temps boo xam ne 2 heures de temps circulation bi ñu ngi ko baaree fii nga xamante ne moom mooy autoroute Mariama Niass sapeurs-pompiers yi ñi ngi ñaan borom moto yi ñu xaaragum parce que boobu tali bi il faut que ñu wan leen ko ni mu mel
huile bi ngeen di sin nii si tali bi nii huile bi bu ñu bàyyee moto yi dem te raxasuñ ko ba mu set borom moto yi mun nañ ca daanu bu méttee ba xam nañ ne huile ak pneu àndul benn yoon donc ñu xaarandi en attendant yeneen xibaar li ñuy mën a indil fii ci autoroute Mariama Niass di accident bu métti bi nga xam ne donc camion baa ngi nii buubu mun nañ ko filmer camion baa ngi nii Ndiaga Ndiaye bi nag moom moo taxaw ci kanam fee ak beneen oto bu ndaw bi nga xamante ne moom itamit bokk na ci accident yi waaw. beneen accident bu am Colobane sànq aussi. signalé nañu am léegi aussi Colobane beneen accident bu fa am léegi alors dañu delloo entre foofu ci Kaane attaque ñuy ànd ak foofu ca Colobane léegi la doon à vous l'antenne si c'est bon la régie. merci beaucoup kon mbokk yi ngeen gis ko noonu loolu mooy am si autoroute bi nekk wetu école Seyda Mariama Niass moom yàlla na yàlla sàmm ko. kon yooyu noonu am ay xew-xew la yi am ci tali yi te li koy waral toujours li koy waral bokk na ci maanaam ñàkk yar ak ñàkk teggin te ñenn ñi nga xam ne dañuy dawal booy xool ay xale la ñuy doon duñu am yar duñu am teggin waaye duñu am itam xàmmee ndax booy xool ka Ndiaga Ndiaye boobu ñu ngi bind ci gannaaw bismillahi rahmaani rahim. bismillahi rahmaani rahim boo ko bindee te doo ko jëfee du la protéger kon da nga koy bind waaye nga ànd yar ak dal papa xam naa ñi jeexal ndax ñi ngi nekkoon ci tomb bu am solo. yaa ngi doon lim cause yi nga xam ne dafay indi jafe-jafe ci wàllu am doom. ba waxoon nga ci jafe-jafe boo xam ne man bi dana ko am pour dem. ba yaa ngi toll woon ci tubaab yi mën nañ koy faj ci wàllu opéré yi ci aju. même opéré sax léeg-léeg ñu opéré kenn ba yëpp jaar yoon mais du am donc. defar nañu yoon bi tuyau bi def nañu ko ba mu baax mais machine bi buy préparer buy fabriquer spermatozoïdes yooyu bu nekkul en bonne fonction dégg nga du jàll. donc nit mun na fabriquer mun na defar spermatozoïdes yi mais spermatozoïdes duñu am doole dégg nga dañuy am malformation mel ni. seen génn yi du leen may ñu bouger dégg nga activité dina am activité boo xam ne daal du ko may doole. du ko may doole yooyu yëpp am na. loolu tam man je suis toujours en collaboration avec des médecins dégg nga lépp lu ma am lu mel ni loolu damay yónni suma maladie ñu dem def programme bu ñuy wax spermatozoïde kii spermogramme. donc bu ñu defee spermogramme bi ki résultat bi dinaa gis nu mu tudd si lu war problème boobu dégg nga donc da ngay gis bu ñu ko détaillé ki forme bi dégg nga da ngay gis lu tax kii mënul am doom. tax kii mënul am doom. waaw papa dinañ ci ñëwaat xam naa dañ may dem ci laay pay ndax waxtu bi mi ngi dem laay. sànq papa ci biir waxam. nee na góor ñi yu si bari problème yi si ñoom lay doon. maanaam góor ñi ñoom ñooy ëpp jafe-jafe ñàkk am doom. te ñoom ñooy gën a néew si ñuy dem ci bërëbu fajukaay yi laay ban seetlu nga am ci loolu. loolu mu nekk lu am solo mais juste di remercier ki nga xam ne mooy suñu papa di professeur Gawsu Samb ñu am occasion bokk ak moom xam naa ne tey émission bi laa jox tontu lay doon parce que moom bu toogee dañuy jéem a profiter au maximum si xam-xamam si expérience am donc laa jox tontu lay mais balaa maa ñëw si question bi. dafa nekk loo xam ne dëgg la papa ndax góor bi li si ëpp si góor ñi ñu ko mën a wax tant que ñi ngi yëg seen góor a yaakaar nañ ne problème du am si ñoom ma bëggoon ñëw si fi ngay waxee ne góor gi du jot parce que gis nañ tamit cas yu bëri yoo xam ne góor séq naax jigéen mu nekk ay fo yoo xam ne du jot a yegg si ku jigéen ki du jot a yegg si ku jigéen ki ba ku jigéen ki day ëmb léeg-léeg mooy waral jigéen ji nga xam day jël ëmb mais day ànd ak ndawam donc bu dee góor ki mën na yegg si ko jigéen ki ba kooku jël ëmb te mi ngi ànd ak ndawam est-ce que góor boobu noonu bu dee jotul war na mën a aussi indi problème mu fécondité bi beneen bi tamit ma ñëw si jigéen ñi nga xam ne dafay bëri si ñoom parce que kaala boo xam ne bëri na tamit ñoom seen problème mooy mënuñu téye ëmb maanaam saay bu ñu ëmbee dañuy te léegi dañuy gis ne technologie bi même nu mu avancé médecine ab bi avancé mais dañuy ëmb waaye à chaque fois du ñu arrivé à terme ëmb bi day faral di tuuru mu nekk ñaari cas yoo xam ne bëggoon nañ tamit nga leeral ñu si bu baax parce que yooyu tamit ay problème yu fertilité yu taxaw lay doon parce que foofu ëmb mën na fa am mais ëmb bi moo dul taxaw. waaw loolu waxoon naa sànq ne loolu lu gën a bare problème nidation la
donc bu fekkee ne butit jurukaay bi préparé ñu ko nu mu waree nekkul apte pour mun na recueil garder embryon bi toujours daf ko rejeter donc yooyu feebar la boo xam ne dañ koy faj bu ñu ko fajee terrain bi boo ko bu nekk en forme bu embryon bi ñëwee dina ki fekk terrain bu ko neex mu toog développé ba mu àgg wasin mais tant que butit jurukaay boobu dégg nga mu ngi am problème tant que rek loolu problème boobu lu gën a bare dañu koy rejeter rek te boo demee traditionnellement ñoo xam ne seen jàng bi sorewul trop ki scientifiquement dañuy wax ni rab lay ànd wala lenn la fekke du woon loolu donc loolu am na mais ki góor yi tamit lu tax man léeg-léeg may ruus sax nekk góor parce que damay dégg loo xam ne te sûr damay ruus nekk góor parce que jigéen wallaay parce que jigéen yi day ñëw dégg benn cas par exemple am naa suma benn xarit benn ami intime la sax professeur la à l'université am na ñaar jabar yi aaw bi am na juróom benn doom ñaareel bi am na ñeenti doom sëriñoom ku mu yaakaar wasila ma may ko doomam bu jigéen bu am 20 ans nekk naa moom ba 25 ans amul doom dégg nga fu nekk la dugg dégg nga moom du seet boppam jabar bi la yóbbu ci docteur yi ñu ne di suñu dara dégg nga ñu ne rab laay dem ci sëriñ yi ñu koy safara ñu koy jox téere yi dara benn bés mu ñëw ki man bu mu ñëwee ma ne ko bu ma waxee problème oo yëpp ma ne ko est-ce que yow seeti nga sa bopp mu ne ma non man amoo problème ma ne ko amoo problème mu ne waaw ma ne ko naka mu ne ma suma aaw bi am na juróom benn doom suma ñaareel bi am na ñeenti doom kii bu mu ñëwee ba tey amul benn ëmb bu yàqu ma posé ko question ma ne ko est-ce que kii bu mu see ak yow ba tey am na doom bu juddoo sa kanamam mu ne ma mu xool mu ne déedéet ma ne ko lu war loolu mu ne ñoom dañu am xam nga jigéen ak seen tappale yooyu day seen comprimé yooyu ñu naan bëgguñu doom yu bare ma ne ko jël téléphone bi nga woo sa aw bi laaj ndax day jël pilule wala dafay def contraception mu woo ko mu ne ko quelle est cette question là mu ne ko non dama nekk ak suma benn xarit docteur boo xam ne moom laa seet moo ma posé question boobu mu ne man xaw ma yooyu ma ne ko woo ñaareel bi mu woo ñaareel bi même réponse ma ne ko góor gi damal seet sa bopp mu ne ma woo sa bopp pour ma sonnal man j'ai pas de problème j'ai une vie équilibrée ma ne ko yow yaa ko wax mais man waxuma ko dégg nga ma forcé ko fa ma ne ko man du ma def dara tant que ma def ko bulletin man que tant que defloo spermogramme bi dégg nga du ma mën a agir spermogramme dañuy jël sa maniou bi seet microscope bi bu fekkee ne am na spermatozoïde mooy wala njaan yoo xam ne mooy attaqué ovu nen jigéen bi pour mu nekk doom mu ñëw mu daal di dem keroog demul de mu garde mu toog benn bés mu ñëwaat encore ma ne ko yow ana résultat bi mu ne ban résultat ma ne ko bu ma la joxoon fii bulletin bu ma la joxoon ma ne la nga dem def spermogramme bi mu ne ma demul ma am sama benn xarit ma ne ko am naa sama benn xarit bu nekk Institut Pasteur dinaa la boole ak moom nga dem foofu nga def man maa leen boole mu dem foofu yàlla def mu seet kooku seet ko rek dégg nga jox ko résultat jox ko enveloppe cachetée mu ñëw ma ubbi xool ko ma ne ko du jàng nga mu ne waaw ma ne ko liire mu liire mu ne ma man liir naa lii mais comprendre ma dara ma ne ko mani bu ngay def sa jabar wala sa soxna yi benn baaxul mani bi benn baaxul c'est varié mu ne ma loolu mooy la man je ne suis jamais malade man ma ne ko waaw ku la ne mun nga yëg feebar bi dégg nga spermatozoïde yi résultat bi azoospermie totale c'est-à-dire ki biir maniw bi amul benn pepp bu mun a sax
amul benn pepp bu mun a sax. maanaam daal saako gerte la boo xam ne gerte yëpp a gooy. amoon na ay doom balaa kii. waaw parce que day dab góor. day dab góor. dégg nga bu la dabee yow nga yaakaar ne ndaw si bi la dégg nga ma ne ko ma expliqué ko yëpp ba mu leer ci boppam mu ne quelle est la solution ma ne ko ñaar solution moo am da ngay dem ñu opéré la dégg nga libéré yoon bi wala nga naan suma garab bi 3 mois au moins pendant 3 mois pour mun a libre dégg nga ma ne ma 3 mois dafa xaw a sore de ma ne ko waaw d'accord ma ne ko demal mu dem ñu defal ko mais c'est une opération bénigne c'est rien du tout ñu defal ko il s'est reposé peut-être 3-4 jours rek mu dem liggéeyam dégg nga 2 mois plus tard ñetti jabar yëpp biirandoo. est-ce que waaw est-ce que macha allah papa kon loolu. ñetti jabar yëpp biirandoo donc exemple ay wax waaw ñetti jabar yëpp. mais xam nga kon. ñetteel bi rek moo naroon nekk position ñu ne kii. waaw fekke moom la. daf ko dab waaw. donc loolu te ma ne léeg-léeg ma ruus sax. nekk góor waaw man gis naa koo xam ne benn commerçant bu mag xaalis la yor. dégg nga jabaram bu gën a màggee 35 ans la am. 4 femmes la am kenn mënul am doom. ñu faju ba. waaw bu mu demee ba mbokk koy jóg ba femme yi commencé déserté di dem. jóg na faju léegi mu ngi am doom. kon soxna Roqee xam naa kon buñ seetloo comme émission bi tey daanaka dañ ko koy jagleel ndax dina jëriñu ci xam-xam bi waaye mënul ñàkk a jox kàddu gi kon ndekee góor mën nay am doom ba mujj gi maanaam daal mbir mi daal dafay nekk rek na ñu mënoon waaye dafay am jafe-jafe solution yi moom la ñu jàngee ci li nga xamante ne moom la professeur wax di ko nuyuwaat di ko dalalaat jàmm di wax rek ne muy góor muy jigéen comme ni ma ko waxee kenn ku si nekk da nga war di xool sa wér gi yaram ndax comme que dafay dabe nekkul loo xamante ne mën na nekk lu ñuy judduwaale professeur non waaw mën na nekk lu ñuy judduwaale te tamit mën na nekk li ñuy dabe comme gis nga cas bi mu expliqué sànq tey bu continuer woon demul woon faju ji demul woon xool jabar ji di société bi dina am bët bu mu ko xoole dina ne jabar jee wéru te amaana boobu fekk ne jabar ji wér na ki mujjee ñëw voilà donc société bi dina am bët bu ñu ko xoole moom tamit affaire bi dina ko def cas dina ko tëj nan moo tax ma sëy si kër gi samay wujju am ay doom man mënuma am ay doom waaw te moom sax bu boobaa moom ku jigéen ki dafay jàpp ne moom moo feebar ndax ñoom dañoo yaakaar ne rek bu dekkee ne doom amul awma doom kii am na doom kon man feebaruma kii moo feebar te alors que ki nga xamante ne njëkk na am doom feebar bi moom la dab donc lu ci mënti am couple tout le temps war nañu dem di xool seen yaram ndax léegi feebar yi dafa bari ci dëkk bi miir boo tourné di nga gis kenn taf fa benn këyit damay faj impuissance sexuelle dama koy faj nit ñi ñu ngi dem ku nekk mu ngi wax parfois nit ñi dangay dem ba yow sax danga naan dëkk bi est-ce que ñëpp feebaruñu donc ma la impuissance sexuelle sax terewul am doom mun nga waaw mun nga nekk impuissant nga am doom mun nga nekk puissant doo am doom. loolu nu muy mën a nekkee. loolu la pourtant nit ñi bu ñu ko di impuissant buy am doom nu muy demee. impuissance mooy mënoo jógal góor mënul jógal. érection affaire bi du mën a dëgër. donc loolu mooy impuissance. dégg nga mais ki biir ndox boobu bu nekk bu muy génne dégg nga mën na nekk ndox bu baax. même bu waaw man gis naa koo xam ne kii wax na ko léegi ëmb na. teel est vierge. Donc, comment l'eau n'a pas demee. Ça veut dire il a éjaculé sur la femme sans pénétrer. Donc, impuissance et d'où ñakanom. Impuissance moins acte sexuel. Le foofu la yem. Donc, am doom leneen la. Donc, nit mun na puissant do am doom. Nit mun na nekk impuissant mu am doom. Dégg voilà loolu la il faut que loolu. kon yaakaar naa loolu leer naan parce que dañ ko doon jaawale lu ëpp nit ñi dañ naan yaakaar nekk ne buñ ne impuissance nit ki mënta am doom kon bu ñaar yoo xamante ne bokkul la mais lu ci mënti am daal li ci am solo mooy. xool kër docteur wala xool ñi nga xamante ne ñooy maaman yi. dégg nga ndax dañoo nekk ci benn société boo xamante ne ni ma koy waxee société Sénégal dafa nekk société bu égoïste. société boo xamante ne dafa xaw a ingrat tuuti moom li nga xamante ne moo baax ci côté am loolu rek lay gis mais du gis li nga xamante ne nii mën nañoo jàpp ne am na leneen lu ci lalu léeg-léeg jigéen dina sëy si kër fukki at ak juróom ñu gaafal ko te amaana xëj na feebar bi nekkul si moom ku góor ki man problème bi may posé mooy góor ñi tout le temps la ñuy lànk ne du ñoom
dañuy lànk ba tëdd ne ñoom dara dalu leen pourquoi ñu yaakaar ne jigéen kese moo war a mën a feebar te cas yu bëri boo demee bu ñu demee xool dañ naan ko góor ki moom moo feebar léegi lan moo tax ñu bëgg a stigmatiser jigéen ñi di leen joxoñ baaraam boobu ne ñoom kese ñoom ñoo war a mën a am ay doom comme ni ñu ko waxee tamit sànq si njëlbeelu waxam am na ménage yu bari couple yu bari yoo xam te ne tas nañ si ndax loolu noonu mu nekk cas yoo xam te ne dañ koy jànkoonte tout le temps ci société bi ok dafa mel ni kon ñi am na ku nekk ci ligne bi ñu bàyyi ko mu ñëw joxe participation ci waxtaan bi mbokk mi salaamaaleykum bu dee dafa am laaj itam mën na ko laaj professeur Gawsu Samb mën ko tontu incha allah mbokk mi allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam ku baax na rek sant yàlla bu baax a baax da nga bëgg a bokk ci waxtaan bi waaw ci waxtaan bi laa bëggoon a bokk léegi nii loo ciy yokk wala looy laaj professeur waaw moom nag moom li mu wax lu am solo la allo professeur waaw waxal rek mi ngi lay dégg waxal mi ngi lay dégg waaw maanaam professeur bi nga li nga wax lu bàyyil télé bi ngay déglu nga déglu si téléphone bi nga wax ñu ngi lay dégg lu am solo la professeur wax waaye man dama ci bëgg mu gindi ma ci tuuti parce que man tamit loolu noonu moo doon loolu léegi nii man daf ma xaw a dal man mii di wax ak yow parce que sama soxna def na avortement ñaari yoon dem naa tamit ci ay man comme ni ko professeur waxee léegi nii mais dara sottiwul comme ni mu wax léegi-léegi ci biir waxam te comme quoi que ne mën a nekk ci ko góor ki maanaam ferñeent yi génnee ndox bi wala yi ci nekk ci biir mën naa am na yu lakk wala yu dee wala yu manqué waaw yooyu noonu daal laa bëgg professeur dimbali ci daal loolu mën na ne. d'accord. waaw ñu ngi kontaan bu baax ci émission bi. d'accord d'accord professeur xëy na numéro téléphone tamit ma jël moo gën a. waa kay baax na jërëjëf mbokk bi daf ne maanaam daf ne liy jigéen ci góor ferñeent yi ciy nekk mu ne dafay ndax dañ koy wax ne dafay am yoo xam ne dafa am lu koy lakk ba tax du mën a fécondé li nga xam ne moom mooy jigéen gi waaw infection loolu la bëgg a laajte daal waaw effectivement ñaari yoon mu tuuru waaw voilà boo amee infection souvent des lakk spermatozoïdes yi loolu lu am la mais bu ñu defee ECBU dinañ gis infection boobu c'est-à-dire bu ñu defee analyse bi dinañ gis ban infection la am buy lakk spermatozoïde lu mel ni chlamydia boo ko amee ay infection la stade d'infection la boo ko amee des lakk spermatozoïde donc souvent dañ koy faj avec les antibiotiques dégg nga bu ñu ko fajee bu wéree amul benn problème reproduction bi mun na dem normalement. daal dafay seeti kër docteur. roqee dinañ ñëwaat si yow yaay booy. sànq papa mi ngi wax ba wax ne yenn saa yi dafay ruus. nekk góor mu mel ni da nga xaw a am kontaante tuuti waaye nag lan ngay wax goro yi ak njëkk yeeg ña ca aju li ñuy yekk doomu jaamur yu jigéen ñi ndeke yoo seen càmmin moo waroon seeti kër docteur yéen goro yeeg njëkk yi loolu tam seen taxawaay da ciy am solo lool. Oustaz Birama audio bi ñu jàllale léegi xale bi mi ngi naan man sama jëkkër de amul sax problème. waaye fi may sëy sama gore yi ñoo may xas ak sama njëkk yi damay wax rek dama koy waxaat damay wax ne ñoom dégguñu seen diine. keroog benn xale woote na fi mu ne xar mi si gétt gi dafa am mbote rek muy mbeem di mbeem mu ne segam xar yi ñoo mën a am doom suñ leen tëboo ñu am doom asamala nit ki. ne loolu daf ko stressé ba mujj gi sax moom day mujj sax far bàyyi sëy bi dem toog seen kër noppalu ndax yu ñaaw ak yi teg si deram te xamuñu ndax seen càmmiñ la dal wala seen doom. da nga Pa Gawsu li mu wax léegi mosoo gis góor buy sonn pour dem ci ay affaire médecine boo demee si centre planning familial ak si gynécologue jigéen ñi nag ñooy rang chaque jour jigéen ñi ñooy rang góoru dem bala ñuy dem rek dernier moment te balaa ñuy dem sax nag xëy na te sax ku mel ni tonton Gawsu ñu wax leen installé leen ba ñu nañ leen dem man am naa benn xarit li ngay wax ni dafa am benn néeg bu ñu lay dugal pour xool mandiwam bi ba xam baax na mu ne man loolu dama ko rus waaw mu ne daf ko ruus kon ñi ruus naa laa dagg waaye faaw ma dagg ndax am na koy woote yaay booy kon ñi jël ko dellusiwaat mbokk mi salaamaaleykum. maaleykum salaam. ndax da nga am looy yokk wala looy laaj professeur si waxtaan bi. waaw xanaa kontaan ci émission bi rek. waaw di wax ni. bul déglu rajo bi bul déglu télé bi bul déglu télé bi. waaw professeur li ma xam ne solo bu baax. parce que man damay gis ni góor yi lu ci bari
moom ñooy feebar mais duñ nangoo faju parce que man mii rek am naa sama benn xarit boo xam ne am na jabar depuis 2 ans. mais amul doom mais moom dafa jàpp ni ndaw si moo feebar pourtant yóbbu na ko fu nekk mais moom ci boppam mosul a dem faju ji am na ci bu mujj boo xam sax man ak moom ñoo ànd pour mu jéem a xool nee na pour jabar yi lan moo ko téye mais dama waxtaan ak moom comme nii ni ko mais est-ce que yow tamit doo dem nga jéem a xool boo xam est-ce que maladie bi nekkul ci yow parce que man da nekk ci yow mun ma waa mais ba tey jii ma wax ak yow defu ko te chaque jour day jàmbat lan moo tax soxna si amul doom mooy comme li ngeen wax rek dee leen gën a ñaax góor ñi tamit ba muy jóg di faju ji parce que nekkul ni kat maa ngi sëy normal maa ngi génne ndox feebaruma comme loo xam ni daanaka machine moo ko mën a génne il faut nga dem ñu xool ko man daal loolu laay soññee sama moroomu góor ñi kontaan naa ci émission bi wax dëgg yàlla rafet na jërëjëf yàlla na leen yàlla xëy. jërëjëf kon yaay ba continuer. am na moog jabaram mu ñëw ut dara ñu seet ko mu ne moom dafa rus loolu noonu bu ci jàppante bu ñëw ma ne ko jabar di ma ko wax ma ne ko yow fexee rek comme moom ne daf ko mais yow fexee rek ba naxanteeg moom xam nga am na foo xar bu fa góor tollee da nga ne naxante te tonton gos tamit xam nga maaman yu bari man gaa contre ma maaman yi de mais man gis naa ñoo xam dañuy dem ci maaman bu mujj gi doom yi am bu la ko yàlla wane da nga naan lii jaru woon sax nga dem du ci doom man lu tax maaman yi di la jox ñaan li da ngay naan di la jox ay def ko ci ndox dee ko naan ba da ngay mujj gis day mel ni sa biir bi dafa sax ay lu ci nekk wala dara. loolu mooy suñu problème nag lu ngay wax nii suñu problème rëy la parce que comme c'est un métier qui n'est pas contrôlé dégg nga dañu bàyyi ku nekk def lu ko neex ñun looloo tax ñu bëgg ñu jàppale ñu. gouvernement papa ñu jàppale ñu waaye nga jàppale ñu jël ki nekk ci ligne bi. salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi ziar bu baax a baax. soxna si ñu ngi lay xëy delloo di la dalal jàmm di la bàyyi nga indi sa contribution wala question boo jox docteur. waaw xanaa di rafetlu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ndax émission bi am na solo macha allah ndax yéen a ngi ñuy fàttali ndax fazakir inna zikraa tanfa'ul mu'miniin yéen a ngi ñuy jaaj tamit bu baax a baax. waaye tamit nag suñ maman boobu bëgg nañ mu waxtaanaat bu baax a baax ci moroomam yi nekk ci biir kër yi ndax jàpp naa ne boo amee sa goro wala sa njëkke mu nekk ci biir kër gi yàlla dogal amul gone yaakaar naa yow mi wayjuru borom këram wala yow mi magi borom këram am nga ko ñor di taf ko napp ko ci sa bopp xamal ko ne ko kat lii ndogalu suñ borom la wala jàngoro joo xamante ne yàlla moo ko dogal ci yéen te yàlla ki bëgg rek la koy teg te ñu xam ne bu baax a baax doom bu nekk ci sëy mais doonul loo xamante ne nii sax boo takkee rek obligatoire la nga am gone ñu ngi tudd bu baax a baax di jégalu ci kàddu yi jaa ngeen jëfati. jërëjëf soxna si jërëjëf papa. bon nga ne voilà affaire maaman yi. donc booy see mu mel noonu dégg nga gouvernement moo ñu jàppale pour def garde-fou parce que. man booy sa bindewuma livre pour ñëpp di ko jëriñoo lii rek laa doon bañ da ngay dem jënd livre rek nga lire tuuti rek nga dem jënd lu ma bindee rek nga ñëw def te jaarloo laboratoire jaarloo apprentissage jaarloo fenn livre rek ngay xool nga ne man je suis tradipraticien wala nga déglu rajo yi rek ñu ne la Kékéléba nii lay faj wala Paftaan nii lay faj nga def binde ko dem binde def sa tableau sa muntu kër ñëpp di ñëw de wala nga ñëw émission bu mel ni bii dégg nga ngay wax lu la nga fay xaalis bare ngay wax lu la neex suba la demee nga récupérer ci population bi dégg nga loolu yëpp gouvernement bu ñu jàppale woon xëy na loolu dina wàññeeku dégg nga parce que métier boo gis rek surtout métier faj métier boo xam ne dafa jafe man mun naa wax ne depuis 78 ba léegi maa ngi faj 78 ba léegi ñaata la dégg nga 40 ans mais bés bu nekk ma gis lu ma jaaxal man wàllu woowu waaw faj bés bu nekk ma gis lu ma jaaxal jàng la boo xam ne du arrêté te sam papa boo xam ne faj rek mooy métier am jàngal na ma ay at balaa ma ñëw dugg ki jàng tubaab yi dégg nga mais bés bu nekk dinaa gis lu ma jaaxal donc boo fekkee ne
yow nga jax naka ki télé nga wax lu nekk mën naa lii mën naa lii mën naa lii ngay laaj xaalis bare nit yi di la jox dégg nga finalement da ngay def maaman parce que boo gis xaalis bare ñëw noonu dégg nga doo wax ne lii xaw ma ko dégg nga man ku indi cataracte di ma ne dama am cataracte dama ne carrément suma liggéey dégg nga ku ma indi ay lu mel ni gaana ma ne du suma liggéey nga ne du sa liggéey papa jërëjëf ñu jël ki nekk ci ligne bi salaamaaleykum mbokk mi allo waaleykum salaam yokkal ta baat tuuti ñu dégg la bu baax a baax allo waaleykum salaam ñu ngi lay bàyyi nga indi sa contribution wala sa question ci waxtaan bi soxna si d'accord man li ngeen di waxtaan laa bëggoon yokku tuuti rek suñu mbokku góor ñi en général ñoom bu ñuy seen comme seen aaw daal ni ma la ko mën a expliquer bu ñuy am ak yow doom ku njëkk ki ak demee ba ci biir feebar dab leen ci sëy bi duñ ko nangu parce que dañuy naan comme njëkk naa am jabar am naa ak moom ay doom man dara daluma en général góor ñi duñ nangu lu leen dara boo xoolee concept yu waral kii bi yëpp loolu ci la bokk boo déggee ñuy wax affaire feebar kii nu mu tudd ki sax faiblesse sexuelle il faut nga nangu carrément ni la dal nga dem faju ji mais en général li ëpp ci suñu càmmiñ yi duñ ko nangu parce que koo ci waxal danañ leen njëkk naa am jabar am naa man ay doom yow mi mujjee ñëw da ngay wax loo xamul waaye dara dalu ma mën il faut nit ñi ñuy nangu carrément à 100% li leen dal aussi parce que luy dabe la mun na ñëw ci diggante bi mun na ñëw après mun na laa fekk si le moment bu ne en même temps aussi li gën a metti yow boo waxee ne dara dalu la te ki nga njëkk a seyal am nga ak moom ay doom dafay xaw a tilimal ki nga njëkk a nekkal parce que en général nit ñi seen xel baaxul yow boo ne man dara dalu ma ki mujjee ñëw amul doom te ki mu fekkoon foofu am na ay doom loolu ci xalaatu ñëpp dafa xaw a kii yéeme torop il faut nit ñi di nangu carrément boo feebaree nga taxaw ne da nga feebar ñëpp xam ne da nga feebar mu am njëkk nga am ak ki ay doom mais teewul feebar dam na la mais boo waxee man dara daluma du ma faju ji loolu aussi dafa xaw a yéeme ci couple loolu laa ci bëggoon yokku en général la plupart des majorités loolu da leen di dal te duñ ko nangu te koo ci bëgg a jàpp loo xam nga yóbbu ko ci mu dem faju ji bu dee ku góor la jaral na ko mu fase la parce que da nga koy weer en général koo ci ne xëy ñu ànd pour kër docteur wala da lay naan du ma ko nangu am na góor ñi koy accepté nag mais bariwul da ngay jigéen ñi di dange ku ne di uti ne ni may def ba yàlla may ma njaboot mais góor ñi duñ ko nangu te loolu dafa xaw a métti il faut nit ñi di ko nangu lu la dal mais bu taxaw à 100% nga bañ ne lii daluma man loolu dafa xaw a yéeme torop ci ak xalaatu nit ñi nekkul loo xamante ne lu rafet la aussi parce que kii moo njëkk am nga ak moom ay doom keneen ñëw dabu si nga am lu la dal mu wax ko nga ne non lii amul man lii ak lii dara daluma te kooku fa lay toog amaana dootul amati doom sax parce que li la dal nekkul ci biir ci biti la nekk te boo taxawee ni am ponkal mu taxaw ne dara daluma kenn mënalu la dara voilà loolu laa ci bëggoon yow ko après ngeen ñaax ci góor ñi daal ñu kii daal ñu sabablu daal d'accord merci beaucoup jërëjëf soxna Lay Faye nous sommes dans une société très mystique léegi bu ñu waxee ne man sama soxna bii am na doom amaan na doom kon kii ñëw amul doom ndax duñu wax ne ki fi jiitu moom moo def ay mbiri ay xarkaku baam ak ñoomin seen ba tax doom doolu juddu si kër gi ndax loolu dañ koy faral di gis yenn saa yi loolu tam lu jara ñëw la Lay Faye dafa nekk problème social sax li nga xam ne moom mooy wujje te wujje dafa nekk loo xam ne au delà si jabarax yooyu noonu même da ngay gis ne dans la société de manière générale ni da nga koy gis rek def ko concurrent mu nekk wujj si yow waaw te léeg-léeg li si ëpp professeur wax na ko te depuis début bi ñu ngi ko doon wax góor gi tant que mi ngi am érection moom day gëm ne am na virilité donc il est fertile du gëm ne am na problème bi tey ñu jàngaat si ne mën nga dem di jur ba si biir dem mu dab la te comme ku ne xam na ne Sénégal ni ñuy jëlee ay soxna da ngay jël benn soxna dem ba si biir jëlaat beneen dem ba si biir jëlaat beneen du looy jëlandoo benn bis donc mën na la dab fekk nga jël yeneen soxna ñooñu bu ñu jurulee dañuy jàpp si seen psychologie bu ñu demee xool hôpital kër docteur ñu ne la dara dalu la te si seen xalaat bu gàtt ñu gis ne seen jëkkër daan na faral di am doom kon dañ naan xëy na sama wujj bi ma nekkal moo ma ko teg parce que foofu problème mu héritage day indi yeneen problème mu nekk loo xam ne su ma juumul keroog ñi ngi ko doon démb rek oustaz Mohamed Diop mi ngi ko doon wax maanaam teel a farlu
nga seet ni gisoo sa bopp nga jéem a ànd ak sa borom kër ngeen dem si kër docteur wala ngeen dem si ki nga xam ne moom mooy maaman mu ñaanal leen si. mais dama bëggoon ñëw si feneen si professeur mooy si wàllu lekk gi. parce que gis nañ ne bu ñuy jàng di xool si ay diététicien ak yooyu. dañu naan ñu favoriser di lekk ay légumes ak ay fruits. boobu ak léegi tamit xaw na yàgg tuuti ñu gis ne lekk bi qualité lekk bi mi ngi commencé di bon parce que dañuy lekk li ñuy lekk y a plus de gras y a plus de graisse ba ak façon toggin beex ni ñu koy préparé ñu gis ne ñoom maam doon nañ gën a dund ay at daanuñu woon am yenn problème yi ñun tey ñu commencé di am problème yi may laaj ndax problème mu lekk ak solu tamit du jouer si problème mu fertilité parce que gis nañ ne tamit solu dafa changé si ku góor ak si ku jigéen mu nekk ñaari aspect yoo xam ne bëggoon naa xam ndax du indi tamit problème si problème mu fertilité bi kay mun na indi parce que bu fekkee ne par exemple góor muy sol ay caleçon yu serré yooyu dégg nga dafay noj dafay naaj artères yi dégg nga wala jigéen buy lekk rek di lekk rek muy gën a am yaram dégg nga graisse yu bare yu nekk yaramam bi mun na muuru ovaire bi mun na tax sax pour mu jur doom dina jafe donc lekk moom c'est très important du question jur rek c'est dans la vie de l'homme lekk c'est très lu am maanaam la boo lekk boo xam ne du noonu rek toujours d'ailleurs am na benn borom xam-xam tubaab bu ne l'homme creuse sa tombe avec ses dents nit day gas bàmmeelam ak lu muy dugal ki gémmiñam loolu mooy gasel bàmmeelam lu gën a gaaw donc loolu mooy lal mooy duñu sélectionner lu baax ki ñun lu neex ki ñun rek la ñuy lekk mais lu baax ki suñu yaram duñu ko toppatoo dégg nga boo gisee chinois par exemple chinois bu lekk léegi doo mun sa gis chinois bu dem ndox bu sedd mu naan ndox bu cet lay naan ay yooyu day pourquoi yooyu parce que ñoom xam nañu anatomie de la personne yaram lu mu bëgg nga nekk lu tàng jégi-jégi dugal lu sedd ay yooyu di lekk loo xam ne graisse rek la mu lay jox cholestérol mu lay jox hypertension yooyu yëpp dina jouer rôle de l'infertilité léegi foofu laa bëggoon ñëw c'est anatomie de la personne bi surtout si bu ku góor ki parce que gis nañ morphologie bi anatomie bi nu mu mel mais léegi góor ñi de plus en plus ñoom tamit dañuy dem si soins de beauté yi boutique de soins de beauté yi dañuy gis ne dañuy dem si spa yi dañuy dem aussi di def yenn baignade yoo xam ne parfois dafay dem la température du corps dafay dem ba dafay nekk même température testiculière yeneen yi foofu aussi est-ce que du jouer si qualité sperme bi mun na nekk parce que la preuve boo demee ki yeneen piscine yi dañu naan piscine bi boo ki jógee tu seras puissant nangam dañ ki def ay produits dans piscine bi dégg nga souvent touristes yi ay yooyu dañuy ñëw ñu xamul dégg nga di sangu ki biir piscine yooyu wala ñu jox la garab yoo xam ne ñu ne lii boo koy sangu wala boo koy naanee dafa lay dox or que baaxul ki sa reproduction loolu am na lu am la mais balaa ma fàtte man am naa lu ma nakkare il faut ma wax ko fii tey mooy lan ci semaine bi rek suma benn patient dégg nga bu mu ñëwee ma consulté ko mu indi ma dossier fekkee jaar na laboratoire ba pare dégg nga ma xool dossier bi il est porteur de l'hépatite B dégg nga ma ne ko ana sa jëkkër mu ne fase na ma ma ne am ngeen doom mu ne ma doom bu ngi namp am na 4 mois ma ne ko lu tax mu fase la lu lay jote mu ne hépatite bi mu ne dañu ko ne ça c'est une maladie sexuellement transmissible dégg nga donc moom amu ko au lieu mu dem vérifier boppam ndax am na ko def ko mu ne de man danga demoon ki góor yi ba nga am lii nga bëgg ma ko wàll mu fasa jabat yàlla nañu yàlla musal yàlla nañu yàlla defal sutura waaw hépatite te xamul luy hépatite mu ne dañu ko ne c'est une maladie transmissible góor mun na ko wala jigéen mun na ko am na ko nekk ci ligne bi papa mbokk mi salaamaaleykum waaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
kii Mor Niang la bu Mbacke Bari. jërëjëf ana waa Mbacke Bari. ñëpp ngi lay jaar. waa kay nga wàññi rajo bi déglu nga wàññi télé bi waaw wàññi naa ko maa ngi lay dégg bu baax. bisimilah. maa ngi nuyu ñi ci plateau bi ñëpp. di leen ñaanal jàmm di ñaan réew mi yàlla na yàlla yokk jàmm ji ba pare te saare ko ci biir réew mi. xam nga métier yi bu ñu ñaari couple moom da ngay woo ñaar ñëpp. parce que nit ñi léegi dañoo gaaw a tuumal nit. moo tax booy bind lettre bi da nga leen di boole ne ni yéen ñaar ñëpp ñëw leen sama bureau fii. bu ko defee danañ noppal jigéen ñi. mais feebar boo gis léegi jigéen ñi nañ ko ci te góor ñaa nga ci biir lànk bañ a def. mais boo xëyee suba da ngay liggéey rek bàyyi jigéen ji moom muy jaabante te médecin di dem ak a dikk jaabante hôpital dem ak a dikk. te normalement dañoo war a boole ñaar ñëpp bind leen convocation woo leen parce que man sage-femme yu bari damay wax ak ñoom léegi man yàlla dogal na am na suñu bari ñoo xam ne seen liggéey léegi dama ci dugal sama loxo parce que bu njëkk dañ doon tuumaa jigéen ñi kese man yi maa leen sujet yi ci bari bari ma ne boo bindee lettre boole ci ku góor ki mu ñëw toog bu ko defee ñu mën a xool ñoom ñaar ñëpp kan la feebar bi ne. waa léegi bu bañee góor gi bu bañee dem nag. góor gi bu bañee dem islam tas na sëy bi. waaw islam tas na sëy bi mënoo toog bu fekkee ne ñëw tontu la. déglul baax li ma lay wax ni góor boo la may jabar ak yëpp dañ lay wax ne yow mii responsabilité ku jigéen ki ci sa loxo la ne mais góor jigéen di xëy suba dem dispensaire di jaamati dama ko dëkk dañoo waaye vient ba toog te feebar bi dama nga ca ko góor ka fii gis naa fi koo xam ne toog na 17 ans amuloo kii soxna si doom ñu toogaat fii ba yàlla dogal ndaw si xam naa ne xam nga affaire yu jigéen da gannaaw amul doom muy nekkoon léegi dafay tas da ko fase ko mu dem ndaw si bi mu sëyee 1 an bi ñu divorcé 1 an lay am te bi mu sëyee am na doom kii bi toog tamit 17 ans yàlla mayaat leen doom gis naa beneen cas boo xam ne kii tamit toog na benn ñaata 17 ans moom tamit ëpp na ko sax bi mu takkee deuxième femme ci biir deuxième femme bi fii la deuxième femme bi ñu nekk jigéen wérul beneen bi gis bi mu nekkee jigéen wérul 3 mois aaw bi ëmb 3 mois laa la wax lañu boole aaw bi ëmb te rek bi ñaareel bi amee doom dañoo toog ba mu yàgg waa ji ne man du ma ko ngénte damay xaar sama aaw bi am doom parce que gannaaw nekk na ëmb bi damaa bëgg a boole yëpp def ko feet fii lañ ko feetoo suñu kanam man maa yoroon caméra vidéo bi fii cas yu bare ci banlieue bi di ci xew sama sëriñ lii ngeen def ni baax na ci bu ko defee ëtt yi nekk ci biir ñu nekk ci biir kër gi seetaan télé bi mën a xam ne nag feebar bi nañu ko boole waxaala ko mu leer nañu médecin yeeg sage-femme yi maa ngi leen di ñaan bu ko bul dikkateele nañu woo ñoom ñaar ñëpp waaye di faj ku jigéen ki bàyyi ku góor ki lànk bañ a dem ku jigéen ki jaabante ma juróom-benn at buñu seetee feebar carrément fekk ci ku góor ki la nekk loolu tamit aussi vraiment àq la te sëy ku ne xam ne ne ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk l'islam dafa am lu war loog yow kon nañu góorgóorlu ñëpp xam ne mbirum wér-gu-yaram du ay caaxaan ku ci feebar demal nga faju ji médecins yi léegi ndiba technologie bi avancé na ku ne xam ne ne léegi la woon démb du tey technologie bi moo avancement boo xam ne man dem naa ba université Cheikh Anta Diop dem naa ba fekk médecin boo xam ne mu ngi may dégg maa woo gars yi bare toogoon fii amuñu doom defuñu dara ma jël leen saisir leen yóbbu leen foofu biñu leen seetee macha allah léegi ñu ngi am doom mais bëgg a toog rek jiñ ko ku jigéen kat lànk rek ma ne ko yee kaay sàmba si ko ngay mun naa mën a ko kaay yow mii nañ ànd ñun ñëpp ñu àndandoo dem ci médecin bi ñu seetandoo leen biñu leen seetalee feebar bi ci góor ñi lañ ne maa ngi leen di gërëm baax a baax émission bi am na solo trop yàlla na yàlla defal jàmm président directeur général bi tam yàlla na ko sàmm borom xaar àjjana muy benn baax jaay jërëjëf Mor Niang boobu nga xam ne miin nañ ko lool ci rajo yi ak télé yi mu nekk ku am solo di def ay participation yu am solo si yeneen jotaay yu waxtaan yi papa yaa ngi doon wax ci ndaw si nga xam ne dafa yore jàngoro ba borom këram bàyyi ko waaw damaa bëgg a leeral nit yi dégg nga ñun au Sénégal 100 personnes téeméer nit boo jël boo leen visité passé leen visite antigène HBS boo leen passé 60 yëpp am nañu ko te yëguñu ko hépatite dégg nga bu ñu ko teel a faj du def dara day sey day wàlle mais du ñëpp lay wàlle parce que gis naa ñaar cas yëpp gis naa koo xam ne jabar bi loolu moo ko faat doom bi am benn doom amu ko jëkkëram amu gis naa le contraire aussi jëkkër ji gaañu na ndax loolu parce que day jur lu ñuy wax cirrhose mooy cancer du foie donc day wàlle mais am na ñoo xam ne seen yaram nangu ko am na ñoo xam ne lu mun entouré ki loolu mais du ko wàll mukk nit yàlla daf ko def nit ñi façon bu nekk dégg nga am na ñoo xam ne seen anticorps yi sax ñoo dul nangu feebar bi donc bul
fase na jabar ji ak doom bi te xamul te moom ci boppam xam demul passe visite seet ndax am na ko wala amul dégg mais donc loolu vraiment il faut ma leeral nit yi que Sénégalais yi bare am nañu hépatite te xamuñu ko. nga may ma foofu papa ma dolli ne balaa kaa jël roxee hépatite bu ñuy fàttaliku programme élargi de vaccination yi 7 maladies la amoon mais hépatite bañ ko si yokkee moom mooy 8e maladie bi mu nekk laay kay amaan nañ keneen ku ñuy jëlaat dañuy am benn direct waaw dañuy dem fële conseil constitutionnel lañu wax dañuy jëli Modou Mbacké moo fa nekk Modou Mbacké bu fekkee pare nga ñu ñëw Modou Mbacké bismillah jaajëf oustaz Biram Bassine Diop ñu ngi fi nga xamoo ci conseil constitutionnel bu Sénégal di ëttu attekaay bu am tar ci réewum Sénégal dañ ñëwaat ci wàllu googu waaye xam ngeen Sénégal fi mu toll te ñu toll ci virage bu am solo ci suñu wàllum démocratie ndax ñu ngi dëgg ma élection présidentielle 2019 mooy de 3 mois moo des ñu ngi ubbi démb dépôt liste yi muy liste jëm ci wàllum parrainage conseil constitutionnel mooy taxaw saytu wàllu gu ni mel maa ngi taxaw ak kenn koo xam te ni bii kàngam la ci wàllum constitution bu Sénégal waaye itam kàngam la ci organisation société civile bu Sénégal muy professeur Babacar Gueye Babacar professeur nuyu naa la bu baax. maa ngi lay sant. fekk naa la fii ci buntu conseil constitutionnel lun mën a jàngat bi nga déggee démb ni am na fi ay violence yi am diggante benn président parti muy El Hadji Malick Gakou ak waa benn bokk yaakaar Aminata Touré yow mi ma fekk fii tey jàngat boo am ci loolu laataa ñu ñëw ci mbirum parrainage beeg ñoom seen. waaw jàpp naa ne xam nga dañu nem ci élection yi nga xam ne élection yu xaw a spécial lañu ba nga xam ne lépp luñ ci def rek foog mu am ci xëccoo xam nga dañu teg parrainage bu nga xam ne parrainage bi dañu wax ne benn nit benn personne benn candidat rek le parrainer le mën a parrainer mais xam nga Sénégal lañu nekk du ñàkk mu am ñu nga xam ne dañu tëxët wala ñu xam ne dañu saay-saay mën nañu parrainer ay nit ñu bari yu demee noonu tax na ba nga xam ne ku ci nekk candidat bu ci nekk wala équipe bu candidat bu ci nekk dafa bëggoon teel a déposé ba nga xam ne ñoom bu fekkee ne am na ay doublon ñoom loolu du leen gàllankoor parce que dañ jàpp nañ ni bu fekkee ne dafa am doublon ki nga xam ne moo jëkk a déposé moom kii yoom parrainage am la ñu considéré ñeneen ñi nga xam ne dañu déposé fekk amoon ku keneen ku jëkk déposé ñooñu dañuy perte loolu moo waral xëccoo bi amoon. mais professeur ku ne xam na ne mbirum parrainage def nañ ci ay waxtaan yu bëree bëri mbaadu lii ay xeetu manquement la ni ñu waroon a compléter juridiquement loi bi pour mën a sécuriser mbirum parrainage bi moo dem ba lii commencé feeñ loolu fekkente ne am na élection yu dëgmal lu mu mën a jur ndax déjà violence mi ngi tàmbalee fees ci ay kilifa ay kàngam. waaw yaakaaruma ne lii mën na jur yenn ay violence yeneen violence bu ñu jàppee ne ñi ma dégg ñëpp ñi wax ne candidat lañu ci ñu ci gën a bari en tout cas ci ñi nga xam ne moom la ñu gis ne ñoo fi nekk tey daanaka seen ñi am nombre parrainage yi ñu am weesu na fuuf 66 000 yi nga xam ne moom la ñu laaj waa ñi ngi wax ay 2 millions di wax 1 million xam nga bu boobaa loolu du problème ci ñoom bu fekkee ne am na doublon ñu mën ko changer moo tax bu fekkee ne loolu moo am dëggantaan warul mën a am problème waaw léegi nag question pour bàyyi la nga dem jëloo antenne bi peut-être mooy par rapport ak conseil constitutionnel dugal nañ ñu mel ni yow ay acteurs de la société civile ngir ñu assister mbirum parrainage bi mën ko sayt loolu xanaa avancement la. loolu dama koy rafetlu avancement bu rëy parce que ndax gulet ci élection yi conseil constitutionnel ubbeekoo noonu daanaka ñun dañuy ñëwoon seet si conseil constitutionnel le 25 septembre waxtaan ak ñoom bi ñu waxtaan ak ñoom ñu ñaan leen ñu représentants yi mën a ñëw ci représentant candidats yi mën a ñëw ci bés bu ñuy def vérification parrainage yi ñaan leen tamit que société civile bi mën a teew mu nangul ñu loolu jàpp naa ne ñoom fu mu nekk ni bëgg nañu jouer seen partition maanaam bëgg nañu transparence am ci élection yi fexe lépp leer
te loolu mooy mën a jur jàmm. mooy mën a jàmm merci beaucoup professeur Babacar Gueye gërëm naa la bu baax a baax a baax di fàttali yow daañu amaata yow ay plateau yu bari ngir mën a gën a toj élection yi gën ko faram fàcceem waaw merci beaucoup kon mi ngi noonu Maïté Ndenkane DTV mu noon rek premier plateau bi nga xam def na ko fi nga xam mooy ci conseil constitutionnel en direct daal ñu wàcc ci wàllu guddi gën koo toj gën ko faram fàccee jàppale ni daal dépôt yi mi ngi wéyandi ci fàttali information bi mooy Amine Touré déposé na ba pare candidat li nga xam mooy candidature président Sall ak coalition seen liste parrain Idrissa Seck moo ci topp waaye li mën a wax mooy mbir mi yeexagun na ci suba ak léegi benn candidat kese moo déposé gun parrainage am mu mel loolu daañu topp incha allah kon ba ci kanam incha allah ñu ngi wéy ànd ak suñu programme ci DTV en direct fi nga xam mooy ci conseil constitutionnel bu Sénégal. jërëjëf Modou Mbacké dañ ko toppaat ndax ñun ñooy waa DTV dañuy bëgg fu nekk la fa xew ñu indil leen ko ngeen di seetaan dénkaane waaye ngeen seetaan yeneen jotaay yu waxtaan incha allah kon dañ koy topp débat bi dafay continuer kon dafay mel ni Maïté ñi daal di continuer waxtaan bi incha allah Modou maa ngi nekkoon nag soxna Roqee ma bàyyi Roqee mu àggale ndax am na lu mu doon bëgg a dugal ci bi papa di wax. voilà man la ma bëggoon a laaj professeur mooy parfois dañuy gis jigéen ñi bu ñu soog a dugg si néegu sëy dañuy préféré dem bëggaguma am doom léegi damay dem defi ci planning muy espacement des naissances yi léeg-léeg nga def ko mu jël temps bu bëri loolu tamit ndax mënta tëj jigéen ba moment bi nga xamante ne waroon na ko am doom dootul am léegi nag dootul mën a dellu ginnaaw dootul xamati fan lay jaar ndax tëj na boppam mu mel ni am na ku nekk si ligne bi Roqee jël ko. allo mbokk mi ñu ngi lay salaamaaleykum. aleykum salaam. soxna si ñu ngi leen di ziar bu baax. ñu lay delloo ziar lu bari. di leen wax ne émission bi am na solo bu baax a baax. jërëjëf. di wax ne nit ñi nañ delloo ci seen xel rek. xam ne li nekk ci néegu sëy wala nit war na am doom wala amul doom loolu ci loxo yàlla suñu borom la nekk. mën na nekk ci ku góor ki mën na nekk ci ku jigéen ki. waaye boo xoolee tey kër yu ci gën a bëri am na jigéen ñoo xamante ni ñu ngi ci dañ leen di influence ci yenn mbir yi yow nii nga mel parce que doo am doom wala nii la plupart ci jigéen ñi lañ koy delloo. waaw beneen laaj bi ma am pour docteur bi di ko laaj mooy est-ce que nit mun na bañ a am butti ci njurukaay moom nit ki koo xamante ni moom du am doom est-ce que loolu am na. waaw déggul mu ne déggul yokkal kàddu gi tuuti. waaw maanaam ba xam nit ki ba xam nit ki dina moom dina nekk nit koo xamante ne moom du am doom rek soit ci góor ki wala ci ku jigéen ki. d'accord. fekk moom noonu rek la judduwaale moom mënu ko am. d'accord. waaw loolu laaj la ko wax. d'accord. waaw jërëjëf. nee na waaw dégg nga ko de. waaw dégg nga vas-y naa ko tontu. moom loolu mun na nekk. am na ñoo xam ne. am nañu cër sexe masculin c'est-à-dire lu góor am nañu ko lu jigéen am nañu ko ñooñu mënuñu am doom tant que supprimer ñu benn appareil bi du mun a am doom gis naa ñoo xam ne sax ngunu ngaana voilà afro kii hermaphrodite dégg nga am na ñoo xam ne sax duñu am dara kii forme rek moo fa nekk mais duñu am organe bu jigéen wala ci biir da nga gis koo xam ne bu juree bu juddee par exemple xale yu góor bu juddee mbuus boobu scrote kii bi mbuus bi testicule bi du am ñaar xeer yu góor am ñaar xeer yooyu ñu ngi ci biir loolu la ñoo cryptorchidie ñaar xeer yooyu buy wàccule du am doom tant que wàccuñu ko dégg nga dafa mel ni mu ngi congélateur xam nga lu nekk congélateur c'est comme coma la dégg nga yooyu du am jigéen mun na am lépp mais mun na manquer leneen lu mel ni ovaire am na jigéen yoo xam ne duñ gis weer jamais duñ gis baax faute duñ gis faute dégg nga loolu boo ko gisee malformation la loolu mbir yàlla la kenn mënu ci dara amoon na benn at xaw ma 67 la xaw ma 68 xaw ma 70 am na benn xale bu jigéen dégg nga xale bu góor la woon mu ngi tudd Yoro Sow feeñ na dans la région de Thiès journaux yi yëpp bindee nañu ko sax dégg nga tudd Yoro Sow dégg nga tudd Yoro Sow papa ñu jël ki nekk ci ligne bi baal ma ñi nga soxla ñoo bari ndax li ngay wax moo am solo lool moo tax tey booy xool waxtaan bi yëpp dañ la ko delloo macha allah mbokk mi salaamaaleykum waaleykum salaam nga yokk kàddu gi tuuti indi sa kàddu ak sa question bu amee
Oustaz Birame xanaa dañuy dugg pour siyaare rek la kay mën a makkanam deng. yokkal kàddu gi mbokk mi. waaw ñu ngi leen siyaare bu baax a baax di siyaare ñu ngi saxal plateau bi ak suñu papa ji noonu daa leen ko ci rôle Fadjri chaque vendredi. dégguñ la de. dafay nuyoo rek. day nuyoo. nuyoo rek la. ah dafa am problème mu xëy na. papa nga continuer yaa ngi doon wax. Yoro Sow boobu. dafa amoon bépp am 18 ans. dégg nga ñu gis ween yi di mag comme jànk. dégg nga kanamam bu góor si diitam bu góor bi mu gën a wàññeeku. boobu journaux yi bu am ku am archive sax boo xoolee journaux de la place da nga ko gis. Cees la xew. dégg nga ñu yóbbu ko benn médecin seet ko ñu ne ko mun na leen kii hermaphrodite la c'est-à-dire ñaar sexe la am. mais sexe bu jigéen bi moo yéex a ñëw. léegi mu ngi delloo sexe góor gi. góor gi gynécologue bi dégg nga jël ko defar ko ba mu normal dégg nga. ba mu nekk jigéen. ñu daal di changé kayitam au lieu ñu tuddee Yoro Sow ñu tuddee ko Bambi Sow. est-ce que. boobu Cees la xew. dégg nga. xam nga loolu. kéemaan la dégg nga. ba papa Yoro Bambi Sow boobu mu ne docteur boobu nga ñaareel de mën naa la ko jox. mu ne man mag laa léegi dootuma mën a jël xale bu ndaw. defar na ko ba mu nekk jigéen normal. donc loolu science moo mayee loolu. donc malformation yi nag day am même ci mala yi day am. donc pourquoi pas ñun tamit dañuy am malformation da nga gis koo xam ne juddoo na ki fan yi laa gis suma WhatsApp bi am na benn xale bu jigéen benn xale bu góor dégg nga ñu sànni xaw ma kan moo ma ko sànni ci suma WhatsApp bi xale bi amul dem kaay douche. c'est-à-dire amul anus. dégg nga ñu sànni ko kii pour nit yi jàppale ko docteur yi opéré ko pour mu am dem kaay bi fii la ñu ko bëttee kii nakk bi. muy dem douche foofu lay dem mais du foofu nit yi di dem douche normal. amu ko donc xam nga malformation la. dëgg la donc yooyu day am. day am. loolu kenn mënu ki dara yàlla rek moo ko indi. dégg nga gis naa benn kilifa boo xam ne xaalis rek la am. mais bu mu jógee Congo jamancee la dégg nga ñu bëgg ko may jabar bu ne leen man j'ai une malformation famille bi ku am problème rek nga ñëw ma jàppale la mais jabar bu leen ma ko indi parce que man duma góor donc loolu lu am na donc malformation fu nekk lay am. yaatu na da ngay gis ku xam ne mu juddoo tey mu gumb du gis dafa juddoo ak gumb. malformation moom kenn mënu ko prévoir. xam naa roqee mi joxe yaay ndax am na ku la yóbbante woon kàddu. am na ku la kii woon sànq ku la yóbbante woon sànq. ne gore yeeg njëkk yi ba yaakaar naa dégg nga ko. loolu faaw nga ñëwaat si ndax nag wax yu nga xam ne wax yu ñaaw la. yuy dugg si biir sëy di jiiñ jigéen te booy xool tey li papa wax bu ñu ko tënkee ba tënk ko mooy gu feebar bi nekkee mën nañu wax ne 80% wu ñàkk am doom gi wala jafe-jafe ëmb bi ci góor gi lay doon mais dolli si jigéen gi. Oustaz Birame xam nga damay wax ne am na ñu nekk si kër ñoo xam ne dégguñu seen bopp. dégguñu seen bopp. ndaxte nee naa yëre sax bala nga koy sol na nga xaar bu mu rafet nga doog koy may roqee. yow xale bi sëy si ci yow. yaay am na yëre ba ngay sol kon ñi jël kooku ak lim sol mbokk mi salaamaaleykum. bul déglu télé bi. dafa mel ni kooku am na problème pour bokk ci waxtaan bi salaamaaleykum. voilà yaay nga ne mbub mi ngay sol lan mbub mi. bala nga koo may kenn na nga xool ndax rafet na sax nga doog koy may. yow bu dee da nga am doomu jàmm mu sës ci kër gi yow am nga ay doom te dañuy dem sëyi. mais ñun dégguñu wax ma sa suñu diine mais dégguñu suñu bopp. yow mi nekk ci kër gi am ay doom yu góor am doom yu jigéen doomu jàmbur ñëw sëy ak sa doom amul doom yow sa doom bi sëy sa kër gee mu nekk te kaay ma xamal Oustaz Birame loolu lépp loolu lay fay. qui sème le vent récolte la tempête. yéen tubaab yee ko wax de. am déet donc dama bëgg ñu dellusiwaat wax nañu ba sonn. mais nag man su ma la nee lii kii toog laay pay la. nga ne ma du laay pay Arma lan laa ci mën. loo ci mën. mënoo si dara. ñun yëgg nañu. mënoo si dara kon mënuma dara pour ñàkk a jël kii woote faaw mu jël ko ñuy jeexal waxtaan bi mbokk mi salaamaaleykum.